Bonsoir toutes et à tous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver comme tous les soirs. C'est toujours avec beaucoup de tristesse que nous vous présentons Toi-même tu sais, le rendez-vous incontournable qui se déroule du lundi au vendredi 17h à 19h di ñaanal soxna Zeynab Fall fa mu ne gënal ko fu fa mu jógee ak ñi ko fa jiitu ak ñi mu fa fekk yëpp sunu borom tàbbi leen ci àjjana yi gën a kawe. Tey nag mu doon ñetteelu fan bi ñu demoon foofu ca Thiaroye ci suba ba tey jëflante woon ak seen i mbokk am di jàmm yi soppe yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy dëkkandoo yi foofu. waaye ba tey wax bi rafet na wax bi nekk benn ba tey ci taxawaay bu am solo bi nga xamante ne taxawu na ko diine l'islam ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax fa mu ne gën a ko fu fa mu jógee te lépp lu mu fi bàyyi muy waajur di njaboot di jege ñaale di soppe sunu borom teg ci loxo bu baax a baax tey nag ñu ànd ak comme ni ñu koy defee mardi 9 octobre 2018 sur les antennes de la DTV et di remercier sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi foofu ca bitim réew di ñu bàyyi xel grâce à l'application DTV Sénégal ou le site internet www.dtv.sn. Nous souhaitons joyeux anniversaire à Moustapha Gueye parmi nous ce soir. Prévention et sécurité comme tous les mardis. Aujourd'hui, il fête une bougie de plus. Ñu koy souhaiter joyeux anniversaire. waaye du moom rek ndax da koy bokk ak doomam ñuy fêter tey anniversaire. xam naa ne tey kër nga foofu ca zone de captage dina neex lool macha allah dina am naafila dina am wird waaye tamit dina am ay barkeelu yu am solo. Moustapha Gueye nag ci sécurité prévention li mu war a waxtaanee jëm ci transport d'élèves. ndax xam nañ ne jamono ji école ubbi na te ñu bëri bu ñuy jàngi amaanaka ci ay oto lañ leen di def ndax seen école en général configuration yi noonu lay tëddee ba tax na transport d'élèves une activité pas ordinaire mu war cee waxtaanee le comportement du conducteur mi nga xamante ne moom moo yor transport d'élèves boobu loolu yëpp dinañ ci ñëw ci kanam tuuti incha allah toujours dans prévention routière dinañ ànd ak Pape Ousmane Cissé pour traiter l'actualité politique et sociale. Ce soir, Pape Ousmane reçoit M. Abdoul Abbas Diouf. M. Abdoul Abbas Diouf dit doctorant en intelligence économique, MBA en marketing et communication, fondateur de l'Université des métiers du développement. Ñu am yéene waxtaan ak moom lu jëm ci orientation, formation professionnelle et insertion. Comment préparer les jeunes au management et à la gestion. mu nekk loo xamante ne yàgg naa yitteel Pape Ousmane ndax dafay wax ne war nañoo mën a tàggat ndaw ñi bu baax a baax ndax tey boo bëggee boo soxlaa kàddu askan bi war ngaa mën a am ay plan yoo xamante ne moom nga mën a tàggatee xale yi ndax xam nañu ne ndaw ñi ñooy avenir demain te dafay am solo bu baax ñu ànd ak monsieur Abdoul Abbas Diouf moom mi nga xamante ne xel bi màcc na ci loolu macha allah ngir ñu partager ak moom l'expérience bi nga xamante ne jot na ko am un peu partout à travers le monde ndax sénégalais la waaye tamit liggéey bi muy def àddina wërngal këpp ñëpp a ngi koy rafetlu dinañu ànd ak Abi Sow ñu namoon ko loolu ci actualité de l'internet appelé Actubuzz ndax xam ngeen ne lu mu yëkk rek yéen téléspectateurs yi di ngeen ci jot bu baax a baax gis ci seen bopp Alaaji Sall Bigué Ndiaye l'ami du président de la République du Sénégal chéri neex borom ak Linguère moom it ànd ak ñun comme niñ koy tàmm di defee bés bu jot mu magale ñu plateau bi waaye jeexale li nga xamante ne moom mooy bonne nuit à la badola mu di avis du jour ci kanam tuuti incha allah war nañoo ànd ak oustaz moom dina ñëw ngir waxtaanee lu am solo muy Makhtar Sarr mi nga xamante ne bokk ci kër gi di def ndénkaane tous les matins sur la DTV dinañ ànd ak aussi monsieur Omar Diop trésorier LISCA ndax xam ngeen ne ñu ngi ci octobre rose muy weer bu am solo boo xamante ne dañuy continuer di sensibiliser di orienter ñi nga xamante ne ñoom ñooy les malades mais aussi même ñi nga xamante ne wér nañu ndax dafa am solo ñuy prévenir ndax dañ ne prévenir mieux vaut prévenir que guérir c'est vrai que la santé n'a pas de coût mais à un prix donc ci kanam tuuti inchallah dinañ ànd ak monsieur Omar Diop ci bilan des 2 semaines d'action de la LISCA en monde rural kon bokk nii la ñuy ànd ak yéen sant leen gërëm leen bu baax ndax di leen fàttali yaa ngi ñuy seetaan ci canal 12 bu bouquet TNT by Excaf mi nga xamante ne décodeur bi disponible na fii ci HLM 1 rue prolongée à 25 000 francs CFA nga mën a am sa décodeur TNT by Excaf mu ànd ak plus de 77 chaînes 25 000 francs yooyu nag di nga ci mën a am ñaari weer yoo xamante ne doo fay dara yëf yi nag door na ñu ànd ceeg monsieur Abdoul Abbas Diouf monsieur Diouf vous allez bien yaa ngi ci jàmm. Ça va très bien. Vous êtes très calme. En tant qu'un communicant, da nga sedd lu xew. Je pense que c'est un atout. Hein? Et je pense que quand on a plein de choses dans la tête, hein, on essaie d'être le plus calme possible. Quelle modestie. Hein? Vous avez beaucoup de choses dans la tête. Hein, pour essayer d'agencer les choses, hein, et de pouvoir avoir un fil conducteur et que nos téléspectateurs qui nous suivent
puisse en tirer quelque chose. ñu bëri nag du ñuy xam li ngay wax bu nekkee da nga ko bëgg a làkk ci kàllaamay nasaraan. ndax xam naa ne li nga xamante ne war nga koo wax muy xam-xam bu yaatu. boo ko faram fàccee ci wàllum kàllaamay olof dina sénégalais yi dinañ ci jëriñu bu baax Pape Ousmane. ngir ñu mën see jëlee njëriñ orientation formation professionnelle et insertion. jëm ci comment préparer les jeunes au management et à la gestion mu nekk lu am solo ndax xam nañu ne ndaw yu bëri ubbi nañu seeni ay entreprises à 15 000 francs CFA aujourd'hui ils font des chiffres d'affaires de beaucoup de millions donc loolu yëpp dafay fekk nga màcc ci wàllu management mën a gérer muy gestion bu am solo waaye léegi dañuy ànd ak ki nga xamante ne mooy Abisso ngir mu fësalal ñu actualité de l'internet appelé Actubuzz ndax xam ngeen ne lépp lu mu yëkk rek ngir seen mbégte la ndax seen mbégte mooy suñu yite Moustapha Gueye nag tey mooy anniversaire ci kanam tuuti dinañ ko gën a yaatal ndax tey moom du am bongo du am dara mais nag Moustapha dinañ la béggee bu baax a baax ci anniversaire bi tout de suite c'est l'actualité de l'internet. Nous allons vous parler bien sûr du meurtre de Mariama Sagna. Un suspect fait des aveux terrifiants d'après Dakar Matin, n'est-ce pas Abi? Effectivement Nicolas ñaari individu yi nga xam ne moom lañ jàpp ni ñoo faat ki nga xam ne moo di Mariama Sagna di militante Pastef bi nga xam ne faat nañ ko samedi bi passé foofu ci biir këram ci Kër Massar ñoom nag jot nañ leen identifié bu tax na sax ñaari dawalkatu charrette la kenn ki jamono ji mu ngi ci loxo yoon ndax foofee ca section de recherche bu Colobane la nekk moom nag xam na leen ni bokk na ci ñi nga xamante ni si ñoo faat Mariama Sagna waaye nag xamal na takk der yi moom du moom dong ndax am na keneen ku mu ci àndal ndax nag nee na bi ñuy dugg ci kër Mariama Sagna fekkuñu fa kenn Mariama kese lañ fa fekk ba tax na sax dañoo fekkoon mu sangu ba génn looloo taxoon sax ñu dal ci kawam njëlbeen ba nekkul woon faat ko moo taxoon leneen moo leen taxoon jóg waaye yuuxu yi moo tax kenn ki daal di koy xoj ba mu jot cee ñàkk bakkanam Nicolas. Très bien donc loolu nag ki ñu ko xamle mu di Dakar Matin ñu koy ñaanal fa mu ne gënu ko foofu mu jógee soxna soosu nga xamante ne moom moo ciy génn àddina muy soxna Mariama Sagna di ko masawu ay njabootam ay waajuram ay mbokkam ay am di jàmmam ba ci jege ñaalam rawatu ci dolli ñi nga xamante ne ñoom la doon liggéeyal ñu bokk ci parti Pastef àddina mooy bëgg a jeex wala dañuy bëgg a jommi Pape Ousmane ci jëf yi nga xamante ne ñu ngi koy tàmbalee nag commencé di bëgg miin ci biir réew te muy ay jafe-jafe yu jéggi dayoo yu jéggi dayoo Nicolas doo xam sax doo xam li ñuy wax mobile yenn crimes yi. c'est vrai que ne instant yi enquête bi ñu ngi koy wéyal xamuñu exactement ci yan anam la faat googu am ak ñi nga def également lan mooy seeni intention comme ni ko Bamba Cissé waxee woon kenn ci avocat yi dañuy xaar pour xam exactement lan la enquête bi génnee mais quoi qu'il en soit ki ñu faat ci benn formation politique la bokk leader am xam nañ ko Ousmane Sonko. ñu ngi jëm ci ay échéances yoo xamante ne ñu bëri amuñu benn lisibilité au plan politique parce que tout simplement li ci am mooy ay xëccoo ay xiroo ŋaayoo boo xamante ni xamuñu exactement ci présidentielle yi ñu jëm est-ce que li ñu ciy séntu ci règle du jeu yi nga xam war nañu mën a permettre au-delà élection bi ñu mën a am jàmm mën a liggéey suñu réew c'est-à-dire loolu tey inquiétude la ci ñëpp boo déggee société civile ni ñu waxee même bu dul loolu sax boo xoolee acteurs politiques yi sax déjà ci seeni cadre rek da ngay gis que ni bëri na passion bëri na benn fitna boo xamante ne à la limite mooy wàcc à la base su ma nee la base mooy militants yi composé yenn formation politique ay yu mel ni du lu ñuy rafetlu en tout cas Sénégal xamul lii donc appel la encore une fois de plus mu jëm ci ñi nga xamante ni ñooy jiite ak ñiy sàkko jiite dañu xam ni Nicolas dañu yegg à un niveau ci Sénégal boo xamante ni lépp luy xeetu ñaawteef wala loo xamante ni daf ñu yóbbu ci fi ñu toll nii mooy ni lu mu yàgg-yàgg rek su sësee rek mooy day toj bu tojee mooy ni ñëpp ñoo xam dañ ci doon yëngatu doon ci ay artisans ñoo ciy rus parce que Sénégal boobu du musa am dina am ñeneen ñoo xam dinañ ñëw jël relève te ñooñu dinañ créé waat espoir bi nga xamante ni gis naa ni ci secteur yu ne ñuy gis ni nit ñaa ngi koy ñàkk tey désespoir ngay gis ci ñu bëri mais bu ñu découragé am na ñu fi nekk ñoo xamante ñu ngi ci suuf te bis bu jotee rek dinañ xam ne Sénégal am na yeneen i doom yoo xamante ne seen réew rek moo leen yitteel te am nañ dënn bu yaatu te dara lu leen ñor lu dul fàtte seen bopp liggéey seen réew c'est important merci beaucoup Pape Ousmane Cissé tant qu'il y a la vie il y a l'espoir waaye ñu gis nag tàmbalee di miin li nga xamante ne Sénégal yàgg ko gis yàgg ko dund ñu ànd ceeg monsieur Abdoul Abbas
Abass Diouf mu wax ñu rek appréciation lecture bi lan lay doon parce que aujourd'hui ñaawteef yëpp li ko waral mooy pouvoir ñaawteef bi yëpp li ko waral mooy koppar ban jugement nga ci mën a def. waaw man yaakaar naa ni fu mu nekk nii ndaw yi dañ leen war a yar bi moo di tàggat leen ba nga xamante ne bii seen xel dafay nàcc outil yoonu koom yoonu développement te loolu il faut nga occuper ndaw bi dafa ànd ak énergie ndaw dafay ànd ak énergie ci wàllu yaramam. ba pare muy am nag day xalaat lu bari day xalaat di imaginer di rêver lu bari donc ndaw dafa doon benn cocktail boo xamante ne bii. buñ ko orienté wul canaliser son énergie ci loo xamante ne bii lu baax la rek énergie bi dafay génn dem ci leneen c'est-à-dire lu dul lu ñu yaakaaroon te fu mu nekk nii yenn xeetu ñaawteef yi bu ñu koy gisee. daf ñuy ragalloo loolu mooy won ne en tout cas liggéey bi ñu war a def pour fexe ba ndaw yi tàggat leen. jox leen c'est un travail des populations ou un travail de l'État? C'est un travail collectif. D'accord. Parce qu'aujourd'hui État ci wàllu gérer réew. En fait État ci sañ-sañam État sañ-sañ la am ak organisation. ak mettre le cadre. li si des yëpp nag nit ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy État. nit ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy État. ñoom ñoo war a organiser wu maintenant. te organisation politique bi am na administrative am na ba nga xamante ni bii État bi am na ay représentants ba ci chef de quartier bi. ki nga xamante ni bii moom moo fa toggal nguur. Tout à fait. donc yaakaar naa ne léegi li si des nag volonté politique la ak volonté sociale te ñi nga xamante ni bii ñoom ñooy dëkk réew mi. D'accord. ñu fexe ba d'abord sàmm seen gox. bu ku nekk yaree c'est-à-dire sa kër. def ci li nga ci war a def. quartier bi ñu aar ko sàmm ko. loolu mooy la baawaan dem ba ci réew mi mën a tegu ci yoon. macha allah waaye day fekk nag xel yi. ñu defar ko ba pare. D'accord. xel nag dafa am âge bi ñu koy defaree orienté ko teg ko ci yoon. mooy daas ko. war kay waaw ndax mu mën a ñëw. bu boobaa rek dinañ am yaakaar. ci ne bés bu demee ba am sañ-sañu boppam ak kattan dina mën a jëf ay jëf yoo xamante ne bii day tegu ci yoon. D'accord. te loolu la ñu woowee développement. Merci beaucoup, monsieur Abdoul Abass Diouf, doctorat en intelligence économique, MBA, en marketing et communication, fondateur de l'Université des métiers du développement, muy UMD. Ci kanam tuuti dinañu yaatal waxtaan bi nga xamante ne war nañ koo mën a seq ak moom. Il vient de nous rejoindre sur ce plateau, monsieur Omar Diop, trésorier LISCA. moom it mu ngi fi ànd ak ñun ndax xam nañu ne at bu jot rek ñu ubbi leen buntu ngir ñu gën a mën a waxtaanee lépp li nga xamante ne mooy activité wu LISCA rawati ci dolli ci weeru octobre bi nga xamante ne moom la ñu nekk. Moustapha Guèye gis nga comportement yi nga xamante ne xew na lan moo war a nekk tey suñu rôle. waaw man dafa am loo xam ne dafa ma xaw a tiital parce que damay seetaan sëñ Cheikh si benn université du Ramadan. muy wax Almakhtoum waaw. mu ne am na ay jinne yu rëccee ci yenn réew yi toj. daw dugg jëm Sénégal te bu ñu jugul ci loolu noonu dinañ sanc kër te boobaa dinañ gis lu nekk. ma gis ne jamono ji ñi ngi gis ay affaires yoo xam ne Sénégal baaxewuñu woon loolu. xamuñu woon loolu mënoon nga toog benn fukki at. doo gis lu ñu mel. léegi ci benn semaine bi ngay dégg ñu ne faat nañ ay ñetti bakken. ngay dégg ñu ne faat nañ nit ak jëfin yoo xamante ne xel sax nangu ko boo koy xalaat sax da ngay tiit. D'accord. mu nekk loo xamante ne doy na waar ma seetlu aussi si yeneen dëkk yi dañ naan les grandes démocraties buy amee da ngay gis tous les acteurs politiques de quelque bord que ce soit ñoom dañuy booloo def benn bloc di joxe ay message de paix di jéem a ramener le peuple à de meilleurs sentiments mais fii du ñu gis loolu dañu gis ne bu ñu nekkee ci période yii nii par exemple tey jii nii kii nii acteur politique la actrice politique la quoi qu'on puisse dire mi ngi bokk fenn. Tout à fait. doon na rafet ñu dégg bépp acteur politique bu mag mu wax ci ba noppi jaale parti bi nga xam ne fa la bokk non seulement dina apaiser xol yi mais dina tax yenn accusation yi nga xamante ne borom acte moom indigné wu na si. waaw indigné wu na si mais doon na gën a rafet ñu gis ko ci yeneen acteurs yëpp muy parti au pouvoir di parti opposition te loolu dafa am lu muy dindi ndax tey jii nii am na ñoo xam ne ñi ngi dem bay accuser ñenn ñi naan ñoo ko def Absolument. te loolu noonu mën na jur loo xamante ne wax dëgg yàlla du lu souhaitable
donc loolu daal yaakaar naa war nañ cee mën a taxaw acteurs politiques yi jéem a changer comportement si côté boobu bu naqar amee. ñu booloo doon benn bokk ak askan wi bu mbirum politique jotee ñu def seen politique. très bien très bien monsieur Omar Diop merci d'être venu pour ñu waxtaanee activité LISCA ci weerum octobre bi waaye dégg nga li nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee muy meurtre bi nga xamante ne am na foofu ca Thiaroye Mariama Sagna mi nga xamante ne bokkoon ci Pastef doon ci liggéey bu am solo ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo ko faat jot nañoo def li nga xamante ne moom mooy aveu mais tey nii est-ce que lii bokkul ci war a lii mën a taal réew parce que bu ñu ne moom fan la bokk ñu ne opposition xel yi ci lu muy dem mooy est-ce que du pouvoir mooy jéem a néew dooleel opposition ba def jëf yu ni mel nii commandité ko yónni ay nit est-ce que tey lii bokk na ci li nga xamante ne xàmmee nañ ko Sénégal. waaw lii de maa ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay nga bokkal plateau bi yëpp. lu ñëpp di ñaawlu la parce que lii Sénégal xamuñu ko woon. mais depuis année yi toll yëpp ñu mel nii mi ngi am. man nag bu mbir bu mel nii amee du ma gaawtu ndax xëj na ñu ngi soulever ne actrice politique la ba ñu koy ji xëj na opposition wala ñeneen ñi muy bokkal politique bi. waaye bu mel nii lu amee nañu teey parce que am nañu police ak gendarmerie yu xarañ. bàyyi leen ñu mën a seen enquête ba xam réellement yëf yi fan la jógee waaye bu ñu déggee tëll rek ni damm na boobu moo mën a taal réew parce que xamuñu fu lu ko motiver tout à fait nañu tey ba gendarmerie wala police def seen enquête ba génne résultat yi ñu soog a wax lan li may wax nag mooy li tax mu yaatu ci réew mi nañu jàpp ni yar gi au niveau des familles moom moo des bu baax a baax on a abandonné quelque part on a abandonné complètement parce que da ngay xool bu jëkk yow ñun ci nit ñi yare boo defaan naka sudul noonu ci biti pas ci biir kër gi sax ci bedd mi sax dëkkandoo bi bu ko gisee yar la mais loolu amatul kenn ñemetul loolu laal doomu jàmbur parce que nee nañ boo ko laalee ñu yóbbu la ci mais phénomène boobu noonu lan moo ko expliquer aussi parce que bu njëkk dañ doon wax ne da ngay nekk ci mbedd bi di tux mu am mag bu la gis duma la yóbbu la sa kër ñu dolli la ay duma mais tey waaw loolu laay wax waaw li ko indi mooy doomu jàmbur boo duma léegi waajur bi ñëw dal sa kaw donc loolu moom moo ko indi et pourtant loolu ci base yar la bokkoon ndax population bi yëpp dañ doon bokk ci yar gi parce que léegi boo yaree ci kër ga mu génn ci mbedd mi def naka sudul noonu mais bu amul keneen ku ko kuy teg bëtam ci mbedd mi muy suivi bi ensuite école tamit dañ daan bokk ci yar bi waxuma châtiment corporel dama koy encourager c'est à bannir mais nag jàngalekat yi tamit dañuy xaw a bàyyi seen loxo parce que ñemewuñoo wax lenn doomu jàmbur parce que loo wax mu indi problème donc yar gi daal man yaakaar naa ne à la base la flanché bu flanché à la base nag aussi war nañu ko ñun ñëpp ñu jëlaat yaru suñu doom yi en main mais vraiment pour din jële fi lii ci Sénégal. Très bien, merci beaucoup monsieur Omar Diop, trésorier LISCA. Ci kanam tuuti dinañu ànd ak moom Alaaji Sall Bigué Ndiaye àddina yi bëgg a jeex parce que on n'a pas compris pour un rien maintenant les gens s'énervent s'emportent may ma café mayu ma la café ñu nga jam nit ci ay détails yu sew ba ci nag léegi nag jóge nañu foofu Pape Ousmane léegi dañuy dugg sa biir kër fekk la fa néewal la doole ba faat la ci bakkan ñenn ñi di wax ne est-ce que du benn façon aussi pour déstabiliser ki nga xamante ne moom mooy ku ci mel ni Ousmane Sonko sànq maa ngi juum di wax Thiaroye loolu mu ngi xew foofu ci Kër Massar Alaaji Sall bi waaw dëgg la Nicolas ñi ngi koy jaal ay mbokkam soxna si Mariama Sagna ñu ngi koy jaale ay mbokkam di koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla suñu borom yërëm amiin ndax dañ ko boom te nee nañu ku ñu boom ak ku faatu ci ndox ak ku dee ci lakk am na yërmande suñu borom mun naa wàcc yow kon yàlla na yërmande suñu borom wàcc ci moom mais li ciy jàngat bi mooy li doyen wax léegi monsieur Diop wax léegi comme enquête bi mi ngi en cours te xamaguñu lan la nañu wax rek li nga xam ne mooy li nekk suñu kanam parce que bu ñu nee ñaari dawal ko saret version yi dafay bëri yoo xam ne nee nañ peut-être ñoo jële woon ay salon yoo xam ne fi ñu doon mitine après ñoo ko doon yóbbul peut-être gis nañ ko xaalis bon li leen taxoon a jóg xëy na du woon rey ko du woon sax peut-être pour leneen parce que bëgguma sax ñuy ñëw ci ndaw sax la ca xew ak yooyu parce que dafa am ay doom te jigéen dañ ko war a suturaal te am na yuy xew ci yooyu jarul ñuy àgg fenn bi góom doo ko gas ba mu xóot jaru ko l'essentiel ñi ko def nañ lu bon def nañ lu ñaaw def nañu loo xam ne tey jii kun ko defoon sa mag bu jigéen wala sa rakk bu jigéen wala sa waajur bu jigéen du la neex ñoom def nañ lu bon def nañ lu ñaaw muy ñi nga xam ne ñoom ñoo def lii te jigéen lañ ko def te kin ko def yaay la bàjjan la maam la
am na lu mu doon jariñ ci société bi. société la sax ci boppam. société la ci boppam. donc ñu faat ko faatin wu ñaawoowu donc ñoom moom dem na de yàlla suñu borom mun na ko tàbbal àjjana ci yërmande parce que dañ ko boom mais ñoom ñi nga xam ne ñoo ko def ñoom seen dund yàqu na. parce que ñu ngi ci ay loxo te xamaguñu ñoo ñaata at la ñu am te xam naa ne balaa ñu leen di jugé ba di leen génne amaana dinañ màgget ci kaso bi ba bu ñuy génn du ñu am njariñ donc yàq nañ seen àddina te dara jaru ko fi. bi ci des aussi lii Moustapha wax léegi. semaine bi ci biir semaine bi. ci banlieue bi. man ci banlieue laa dëkk. damay placé wu pour wax si. et je suis fier d'être banlieusard. absolument. man ci banlieue bi laa diggee ngóor si ba dégg fi góor gi. maintenant c'est banlieue hein. waaw maintenant c'est banlieue. mais banlieue boobu nag li koy def nag. mooy li monsieur Diouf wax léegi. foo ñu tàggat xale yi ci bi nu nekkee ndaw. gone garab la. da nga koy jubanti bi muy ndaw waaye boo bàyyee ba mu ni léegi nga bëgg ko jubanti day damm. léegi bu njëkk ba dawal saret ñun dañ ko daan rus. bu njëkk ba jaay këriñ dañ ko daan rus maanaam xam la leen daan xëccoo kan moo daq jàng kan moo am métier mais dafa am yoo xam ne boo demee ba dugg ci ñi ko daan def ñun à l'époque du métier mu bon de du métier mu bon parce que nit tabax da jël na ay saret di ko jox ay nit ñu ciy yor njaboot di ci gi mais maanaam dafa am loo xam la plupart ñun ñi nga xam bu ñu musaani jógee kaw ga comme ñun ñii ñoo daan ñëw Ndakaaru dawal saret waa Ndakaaru dañ ko daan rus a dawal léegi nag dem na ba doon métier moo xam ne defar nañu ko mais dafa am ñu rax ci seen biir ñi rax ci seen biir mooy bandi yooyu parce que bu ñu nee dawal ko sareet ay bandi lañ am na ci dawal ko sareet yu baax mais dafa am ñu rax seen biir comme suñu métier mi am ñu raxe ci biir ci yeneen secteur am ñu rax ci biir liñ ñaan ñiy gàmm ak ñiy rax dem du ñu benn léegi jamono ji moo yàqu mais tant que defaru ñu ndaw ñi ci base bi ñu nekk xale yor njaboot gi yar njaboot gi bàyyi xont bi tey yar mala la ñuy xont mais ñun léegi dañuy xont mais yaruñu da ngay gis xale bi dafay njool am doole jantal bopp bi dara du ci nekk bu meree li muy njëkk a def mooy génne arme loolu rek lay réaction boobu rek la amul leneen tey bi am xale bu am 14 ans ak bu am 15 ans ci affaire badi doo arbitrer sama parti ñu xeex kooku dem seen kër dugg seen biir kër jàmpare xale bi paaka mu dee tey ci banlieue bi encore nampal bi tamit am na solo faaw nga wax ci tamit mooy nampal bi jël mbuusu meew jox sa doom xamoo meew lan la mais bu dee meew nag bu amee 20 ans dafay mbëkkee boo koy laal mu lay mbëkk bu dee meew xaj la day yëfi xaj lay def bu dee yëfi golo yi day calli ci dëkk bi bu dee muus dofee di meew ak jox nit ñi réew mi moo toll foo xam ni éducation de base moo amul ñi boo ci dee wax sax maanaam da ngay mer c'est parce que absolument man damay obligé su ma nekkee sama beneen kër bi damay woote téléphone bi damay woote di woote ba soxna sa danaa waaye itam ñii yàlla mooy sàmm tellement que da ngay tiit parce que da ngay yar sa biir kër sa njaboot ñu génn li ngay wax ni man mën naa ci témoigner waaw la may nekk ak yow yëpp di la jege yëpp foo toll yaa ngi woote ana Mohamed ba génnul est-ce que julli ngeen ana kii mu ne waaw man loolu man mën naa ko seede parce que xam nga yàllante bi sallallahu alayhi wa sallam kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi ku nekk sàmm nga te sàmm bu nekk bu yomal xiyaamee dinañ laaj li nga doon sàmm yàlla nag mooy jubal yàlla mooy sàmm mais ñun li ñu yàlla sant nan ko def muy nanu yar njaboot gi ci diine l'islam bu dee ay julli lañu bu dee ci beneen diine ñu lan leen seen ndax lakum diinukum waliya diin lañ wax mais bu fekkee tamit nañ leen yar ci éducation de base ci suñu société suñuy valeur ñu ci yar xale yi jomb naa def lii imagine toi tey kii ñaari xale yooyu kër gi weet muy yëkku muy jigéen biñ ko gisee muy jigéen rek dañu xam ne jigéen ñi leen jur muñ doon ay nit bu dee mandi wuñu dofuñu dina jàpp leen jikkoy caay rek moo leen jàpp moo tax ñuy jël soxna si faat ko ndax jigéen dafa fragile mais fa leeral buñ tournoon gis ay góor duñ ko def waaye nag yàlla suñu borom mi nga xam ne moom mooy nit te mooy leeral yàlla na yàlla nit lii ba mu leer nañ ba ñu ko def nag man damay mere léeg-léeg ñii bu ñu leen wane ñuy muur seen kanam ñu mel nii def lañ dañ leen war di fësal ñu xam ni diw mi moo defoon lii boo léegi bu ñu génnee ci société bi nit ñi dee mais peut-être affaire droit de l'homme moom mooy tax quoi loolu waaye droit de l'homme ak droit ma ñëw na gis nga nag droit de l'homme ak droit de l'enfant moo yàq réew mi bu njëkk ba kër yi mag ñoo am ak ëtt da nga daan génn ci biti boo defee leen sa moromu papa duma la ba ngay bëgg a dee boobu droit de l'homme amul droit de l'enfant amul léegi nag bi droit de l'homme ak droit de l'enfant amee kenn amatul a sa jarbaat boo ko dolee de la famille nag de la famille lépp fayam famille bi mooy àdduna mooy mbedd mi université de la rue dafa am Nicolas am na loo xam ne ci mbedd mi nga ko jàngee bien sûr université de la rue tout à fait xale bi nga xam ne dafa jàngee ci mbedd mi mooy gën a muus jouer une partition bu essentielle mooy ëpp fit tout à fait mooy ëpp jom d'accord parce que dafa am lu muy dund ci biti bu demee seen kër am lu mu jël maam bàjjan nijaay ku nekk am ëtt këru famille léegi nag bi appartement xewee li xew di xew appartement yi ku bëgg doom boo dóor daal na nga wut ku la demal ci table ba jural la doom bu ko defee nga dóor ko sa jarbaat boo ko dóoree ci biir kër gi sa sœur yow porte la plainte buñ la yóbboo géejaay ñu bàyyi la fa mun dafa dóor sama doom ñu ne xanaa du sa jarbaat mu ne sama jarbaat la waaye musu la sol daalam
wax yu ñaaw la ñuy def ak jëfin yu ñaaw te yooyu noonu tant que mi ngi société bi société bi du jàkk merci nañu delloo si xel yi xam ni benn famille la benn bopp kenn mënu ko xar ñaar mais ndaw si li ñu ko def wallahi naqar na ma trop jërëjëf Alaaji Sala Bigué Ndiaye et pour clore ana lan ngay tëjee li nga xamante ne nekk na lu sensible lool parce que Fatou soxna la bu doon yëngu ci wàllum politique féete wàllum opposition tey mën na indi ay jiixi jaax ñi xalaat ne que ne am na ñoo xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw pour déstabiliser candidat déclaré bi nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko. jiixi jaaxa bi Nicolas li ko mën a indi rek mooy ci niveau traitement de l'information bi parce que aussi ba affaire bi njëkkee am crime bi ba mu njëkkee am da ngay gis yenn sites yi publié ne assassinat d'une militante de Ousmane Sonko. dafa doon lu nga xam ne dafa grave dafa sensible. waaw c'est grave boo nee assassinat mooy li nga xam ne da nga ko prémédité. li nga xam ne da nga ko xaar. après meeting dañ ko assassiné loolu boo waxee loolu ku mel ni man vérifié wu ma information xaw ma dama naan mais Ousmane Sonko fan yi yëpp mu ngi déranger rey nañ kenn. alors première sortie Ousmane Sonko lan la sama yeneen militant xoolaat leen fi ngeen di teg seen tànk léegi nag mooy traitement de l'information bi may wax dañoo war a xaar ba xam li xew ñu doog a wax affaire yi meurtre la déjà nekkul assassinat meurtre la donc ku ci nekk booy wax dara xaaral ba am ci lu la leer naññ du pour yow sax wax li la wóor mais pour nga sàmm sa bopp sàmm tamit population bi ak ñi nga dëkkal looloo tax nga koy def li yow la fi wax bul dégg tell rek ne damm na wala tam bul bëgg a bokk rek ba wax loo xamul li nga xamante ne si wóoru te itam ñaawtee fii dafa bëri Thiès fekk na ñaari nit ñu gaañu kenn ki nee nañ dafa pendre boppam keneen ki kaw terrassam lañ ko fekk mu faatu te dañ ko rey xamuñu dafa xaru gis nañ non bokkul ñaari cas la dans la région de Thiès le douanier tamit nee nañ suicide la ak ñaari xale yi doon babi ba kenn rey sa morom waaw voilà enquête yi yëpp xam nga enquête mu ngi dem am na tamit benn expertise bu génn ñu ne suicide la par balle tiré boppam balle ci gémmiñ et tout ex jabar bi sax jot na porter plainte mais loolu comme loolu dañ fa duggoon rek pour wax ni tellement que affaire meurtre léegi dafa dem ba dañ ko xaw a banaliser fii te loolu dafa nekk loo xam dafa dangereux ci dëkk lu nga xam ne daawoo ko dégg suicide man de bu ma ko doon dégg ci film laa ko doon dégg film laa doon gis nit xaru mais tey da ngay dégg suicide mu mel ni que léegi jikko yi dafa changé voilà jikko yi dafa changé complètement loo fi daawul gis rek nga koy gis te itam dañoo toll jamono période bi nga xam ne dafa sensible ci dëkk période préélectorale ñu jëm ci élection lu waaye di wax wala lu journaliste di bind na ko xool na ko xam bu baax ndax benn bind benn titrage taal na dëkk benn bind defar na dëkk Nicolas il faut être beaucoup plus responsable beaucoup plus engagé ci li nga xamante ne moom la ñuy yëngu muy wàllum presse ndax lu xew rek ñu ne waa presse lu xew rek ñu ne journaliste lu xew rek ñu ne journaliste ñun tamit ñu xool suñu bopp bu baax ci taxawaay li nga xamante ne moom léegi nañu koy def ñu journaliste yi de gis nga réseaux sociaux yi ñi ciy nekk la plupart du ñu ay journalistes les sites internet benn groupe la boo xam ni rek dañ ciy toog rek ñoo ciy yendu chaque jour ñooy saaga ñooy def ñooy commentaire ñooy titre ñooy def lépp nu mu gën a ñànge rek lañ def ñooñu nag dañ leen a war a segg ñi nga xam ne ñooy seen i doyen te yore métier man de du ma journaliste communicateur traditionnel la wallahi bu ma seen communicateur traditionnel bu ñu def naka su noonu suñu métier dinaa la dénoncer merci beaucoup Alaaji Sala jërëjëf Abi Sow ci actualité de l'internet appelé Actubuzz mu doon première actualité ñu àndoon ci ak Dakar Matin li ci gënoon a fës muy meurtre de Mariama Sagna un suspect fait des aveux terrifiants nous rentrons dans le vif du sujet pour parler avec monsieur Abdoul Abbas Diouf doctorant en intelligence économique, MBA en marketing et communication, fondateur de l'Université des métiers du développement. Li ñuy waxtaanee jëm ci orientation, formation professionnelle et insertion. Comment préparer les jeunes au management et à la gestion. Balaa ñuy waxtaan yaatal Pape Ousmane ma bëggoon très rapidement mu wax ñu doctorant en intelligence économique ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan bëggoon comprendre exactement loolu mooy lan doctorant en intelligence économique, MBA en marketing et communication. Fondateur de l'Université des métiers du développement. jërëjëf Nicolas. donc boo gisee tey ji sama toogaay fii nii daanaka ñaari casquette. ñaari casquette waaw double casquette laa am tey ji. MBA bi ak lan. déedéet casquette utu fii Orientis Group. d'accord muy société bi nga xamante ni bii ci kàttanu yàlla moom la ñu njëkk taxawal en 2013 xam li ko tax a jóg moo di rek tàggat ndaw yi ba pare encadré leen. ba ñu am liggéey ba toog ba wéeru ba nga xamante ni bii boo ko waree utal feneen sax mu ne la jërëjëf fi ma toog baax na
waaw te boobu ba tey yàlla mu ngi si defal sutura. boobu naa ñëw fii ci groupe Excaf Télécom pour beaucoup plus de visibilité et de communication. incha allahu rabbi ñu ngi si doon waxtaan mu ngi si doon waxtaan ak Pape Ousmane. am solo de. waaw ñu si doon waxtaan ak Pape Ousmane. te li koy firndeel sax moo di ëllëg am nañu benn salon bu ñu organisé at bu jot. te bu subaa lañ koy def muy di salon de l'orientation et de l'insertion des jeunes le Soir Jeune de Dakar. nga xamante ne bii di regrouper en moyenne 2000 jeunes. yi nga xamante ne bii 2000 ndaw yoo xam ne dinañ ñëw. pour ut si ay bourses d'études foofu noonu parce que Orientis dafa lëkkaloo école yu mag daara kawe yi nekk Sénégal yëpp pour mën a permettre ndaw yi nga xamante ne bii bëgg nañ jàng ci daara yu kawe yi. te amuñu kàttan loolu. d'accord facilitateur. voilà loolu boobu ngeen di jouer. voilà nga xam ne dañuy dem waxtaan ak suñu partenaires yi. ñu defal ñu wàññil ñu scolarité xale yi. bien sûr ñun ñu mën leen ko baaxee. d'accord. waaw bu subaa kii boobu la ñuy def. incha allah loolu suba lay xew. mais jaar-jaar bi wax ñu ci tuuti rek. ba nga yegg si nekk doctorant en intelligence économique am MBA en marketing et communication. wax ñu fan nga juddoo naka lañ la tàggatee ba nga war a mën a am. niveau bu toll nii. waaw loolu nag moom dinañ ci sawar ndaxte maa ngi juddoo fii Dakar Liberté 5. Sicap Liberté 5. d'accord waaw nekk booy Sicap. A wala B. B. B nga dëkk. waaw B laa dëkk. d'accord waaw équipe yëgoo. très bien ay temps. waaw bu pas yëgoo bi léegi nag. maa ngi sànni xeer sama mais Walidaan loo ci wax sama doom yi. waaw Walidaan moom daf may fàttali yoo xamante ne bii du neex. du neex kay waaw parce que yàgg na la defal affaire. du neex. waaw du neex xam naa loolu. dans les années 89 90. waaw am naa ci cër moom waaw neexul woon waaye bi ñu jekkoo it. waaw defal nañ leen affaire. macha allah waaw du loolu léegi foofu laa juddoo màggee nekk xale Ndakaaru. ñu jàng ci école publique ba am suñu entrée en sixième dem école Yàlla Suren foofu la ñuy toog waaw bi ñu fa jógee it génnoot nañu ñu dem daanaka loolu boobu laay tuddee sama parti fii exil waaw parce que dañuy ñëw sixième xam nga rek yaakaar ne génération ñoom Chérif Ndiaye ñoom Abdourahmane Ndiaye ñoom Moussa Ly Yàlla Suren Mansour Ly oui voilà waaw non c'est plus la génération des xam nga sax ma Salif Anne xaar ma démarré ci moom dina ma dégg waaw on était dans la même classe donc c'est une bande boo xam ne Chérif Ndiaye waaw boobu moom waaw foofu la ñuy yem rek foofu la ñuy yem kii am naa yaa fa yu ma mën a nettali après balaa muy jeex incha allah donc bu ñu fa yàlla kiyété ñu jógee fi ñu dem Podor jàngi foofu ba foofu la ñuy amee ñu ngi amee suñu BFM ci CM El Hadj Baba Ndiong parce que boobu ñëw nañu sixième yaakaar ne àdduna bi fi la yem sama yaay nag jël ma nag taxañ samay bagages yëpp sama yow bu ñu bàyyi Dakar bii du baax yóbbu ma donc Podor au passage may pensée pieuse à mon oncle qui est décédé il y a même pas 40 jours Ibrahima Gaye moom moo ma yoroon foofu doon liggéey à la SAED un ingénieur agronome donc vraiment taxawuñu bu baax a baax a baax suñu jàng ba ñu am suñu BFM parce que moo doon contrat waaw bi ñu dellu si waat Dakar continuer waat Yàlla Suren ba amee foofu suñu baccalauréat après le bac en 97 donc c'était le fameux baccalauréat au mois de septembre nga xamante ni bi à cause des grèves on a dû dañuy sauver at bi daal par in extremis waaw bi ñu fa jógee nit ak xataay bi amoon donc yàlla def ñu dem Maroc jàngi foofu donc ba am suñu maîtrise de là-bas on a suñu école bi ñu nekkoon nekk un centre associé avec Newport University bu Californie yàlla dimbali ñu mën a am aussi diplôme yooyu defaale aussi l'intelligence économique nag boo gisee ñaari baat la waaw économie dafay féete fii yaakaar naa ne nit ñi am nañ ci yaakaar ni xam nañu lan mooy économie quelques notions intelligence it moom mooy xarañ voilà xarañte ci wàllu économie. ñaw waaw parce que économie dafay dox. économie dafay dox li valable woon bëkk démb ak démb xëy na tey jii valable. boo bëggee taxaw rek ci wàllu économie ni mu daan doxee ak ni ko penseurs yi ak scientifique doon xalaatee bu njëkk ak léegi bokkatul. d'accord waaw intelligence économique daf lay may nga mën a tey jamono jii nii ni muy doxee naka ngay mën a dajale. ci wàllu boo amee jàng ba am xam-xam ba am compétence.
naka ngay dajalee sa xam-xam yooyu pour nga mën a créer de la valeur pour nga mën a fexe ba am ay jumtukaay yoo xamante ni bii di nga ko si mën a def pour mën a dund. mais li nga wax ni est-ce que dafay tekki ne dañu war a dépasser. ci li ñuy jàngale en tout cas mooy matière économie yi jàngale suñu université yi. wala au-delà de li ñuy jàng dañuy fexe ñu nit xarañ comprendre enjeux yi mun ko dëppaleeg lu ñuy jàng naka lañ koy comprendre parce que boo waxee day mel comme si voilà économie yañ daan jàng cours yañ daan joxe. dëppoowul ak li jamono laaj léegi ci wàllu économie. waaw xam nga jamono dafay dox. tey jii dafa loo xam ne xel mënu ko nangu. moo di yow sa papa ak say nijaay yi ñi nga xamante ni bii tey jii retraité nañu depuis fukki at. la ñuy jàngoon université même matière yi ñu doon def même programme bi tey yow mii 50 ans après la même chose ngay def. loolu xel nangu ko. loolu xel nangu donc jamono dafay dox. économie aujourd'hui dañu war a adapté wu ci contexte actuellement de la mondialisation ak contexte su réew ni ñuy doxee pour ñu mën a adapter maintenant la science à la réalité. est-ce que loolu am na puisque yow yaa ngi jàngale ci université yu mag yi est-ce que sentiment boobu nga am wala ba léegi da nga jàpp que ni la daan am ba léegi moo am. waaw ci ñuy dispenser cours yi ni ñuy jàngalee. waaw dëgg la léegi gis nañ ne ci école privée yi. école supérieure li ñu woowee la formation professionnelle ou bien la formation supérieure privée ñoom fu mu nekk nii ci loolu la ñu taxaw mooy fexe ba seen programme fexe ba mu adapté ak bëgg-bëggu entreprise yi li ñuy doxee. te entreprise ñoom ñoo yor économie. ñoom ñoo yor économie réew mi loolu moo tax tey jii université étudiants yi nekk université publique yi muy Dakar Saint-Louis Ziguinchor et cetera léeg-léeg dañuy am ay jafe-jafe pour mën a bu ñu xësee ba am seen diplôme pour ñu mën a am liggéey. bunt bi nga xamante ni bii moom moo fa nekk benn bunt moo fa nekk mooy buntu jàngale. bunt boobu bu ko weesee dafay jafe pour ñu mën a am liggéey ci entreprise yi. te entreprise yi ñoom dañ fi nekk pour am seen rentabilité. pour am seen rentabilité dañuy nekk dans un marché de concurrence. aussi bien ci dëkk bi ak concurrence produits yi xam ne day jóge ci entreprise yi jóge ci àdduna bi yëpp di ñëw Afrique. loolu dina ci ñëw wàllu formation bi adapté ko ak métier mais dañ bëggoon yow aussi nga jox ñu exemple ci sa bopp. bi ngay soog a pare naka nga def mu njëkk am sa premier emploi orientation yi aussi naka nga def ba choisir sa métier yu mel noonu dañ bëggoon inquiétude yi nga am en tout cas ba ngay jàng. ak bi nga paree di xalaat ndax dinaa am xëy wala aw ma xëy ñu partagé loolu aussi. waaw naka la nga ko dundee. dëgg la xam nga ñun à l'époque malchance bi ñu amoon moo di internet. développé wul woon comme nii mi ngi doon door a tàmbali parce que ñu ngi pare daanaka suñu jàng en 2001 d'accord léegi ñun inquiétude yi ñu amoon moo di nooy def bu mën a am liggéey léegi waaye yàlla dimbaloon nañu ci formation yi ñuy def xëy na it li mu nekkoon bitim réew la ñoom ñu avancé woon jamono fii la jëm ñu tàggat ñu ci loolu ba nga xamante ni bii ñun première année nga lañ lay commencé pousse pour nga mën a am un plan de carrière bi ngay def sa soutenance maîtrise da ngay ñëw toog ñu ne la pare nga ñu ne waaw ñu ne léegi nag sa àdduna noo yaakaar noonu koy doxale yàlla may ñu si ñu am ay waajur yoo xamante ne bii dañu taxaw woon di ñu encadré ci wàllu orientation biñ la laajee loolu loo tontu waaw biñ la laajee loolu loo tontu waaw dama jàpp rek ne dama sama benn waajur boo xam ne bi ma paree jàng ba ñëw ñu koy sama papa El Hadj Ousseynou Diouf dafa ñëw toog ne ma léegi pare nga ma ne waaw mu ne ma léegi nag wax ma naka nga compter organiser sa àdduna léegi ma ne ko man xam naa ne liggéeyal sama bopp mooy sama vocation mooy entrepreneuriat waaye it gis naa ne entrepreneuriat amaguma fu mu nekk nii xam-xam ak kattan ak mën-mën gu ma mën a may ma créer sama société tey léegi nag li ma bëggoon moo di ma jël fukki at ci sama àddina fukki at yi topp ci man bu ma ko yàlla mayee ma ut liggéey ci entreprise yi jàng liggéey ba pare amaale expérience fukki at yi nag fu mu mëtee ma taxaw jéem a ubbi sama mbiru bopp parce que jàpp naa ne fukki at ku ko def ci mbir war nga ci mën a am ubbeeku ba mën ci am xam-xam bu la mën a créer nga mën a créer sa mbiru bopp yàlla defal ñu sutura bi ñoom fukki at yi tamit mët ñu bëgg dem mënuñu woon dem ndax condition yi nga xamante ne responsabilité yi amoon ci entreprise bi ñu nekkoon may ñu woon
ñu mën a dem donc ñu teg ci ñaari at encore ba mën a préparer ñi nga xamante ni bi ñoo ñuy relever suñu gannaaw ñu door a nag créé nag en 2013 Orientis Group bi nga xam ne li ko taxoon jóg mooy tàggat ndaw yi pour ñu mën a am d'abord ay stage au niveau des entreprises ba pare bu ñu amee stage yi ñu mën a léegi am liggéey. D'accord. Abissa. foofu sax xaw na sori tuuti balaa ñuy yegg ci ay entrepreneuriat mais orientation ak spécialisation ndongo yi da ngay xool système bi ak cursus scolaire bi tellement dafa yàgg ci koo xam ne mosul redoubler rek 13 ans di nga ko jàng koo xam ne tardé wul fenn 13 ans yooyu ngay jàng façon matière bu nekk dinañ ko jéem a dugal sa bopp nga nekk xale primaire collège ba lycée léegi après nga dem fac yow xale bi da ngay nekk xale mais duñ la tàggat ci ana lan nga bëgg dès le début mais dañ lay bàyyi ngay cumuler ay affaire di cumuler ay affaire ba benn moment sax boo demee ba tànn jot da ngay buuree da ngay gis ñiy jot a am bac nii ñu ci bëri xamuñu sax ban filière wala fan la ñuy dem dañuy dem rek à l'aveuglette dem ne xaaral ma jël bi parce que moo fi sës yéen lan mooy seen taxawaay ci loolu waaw suñu taxawaay ci loolu moo di dañuy fexe ndaw bi bu ñëwee parce que dañuy gis ne nit ñi problème mu liggéey bi la ñuy gis Sénégal yëpp état bi problème liggéey lay régler actuellement parents yi ñi am seen doom te amuñu liggéey ñoom it waxu liggéey la ñuy wax ñi xam ne ñoo concerné ñuy ut liggéey te amuñu ñoom it waxu liggéey rek la ñuy wax te xamuñu ne liggéey bi mooy finalité action bi dafa am lu ko jiitu loo xamante ni buñ ko lijjantiwul ba mu sotti du doon égal liggéey da nga naan 1 plus 2 plus 3 égale 4 xam nga d'accord liggéey moom c'est égal liggéey léegi nag bu ñëpp demee tam taxaw ci liggéey rek liggéey te li war a tegu pour liggéey boobu mën a am teguñu ko du sotti ñun loolu bi ñuy defee jàngat boobu ba gis ko ba mu leer suñu bopp ci la ñu nag teg nag un programme d'insertion progressive des jeunes au niveau de Orientis Group fi ñuy tàmbalee moo di ñu ne ñoo xam ne pour nga mën a liggéey il faut nga am xam-xam munoo liggéey te amuloo xam-xam c'est pas possible xam-xam nag soxlawul ngay am doctorat wala ngay am métier yow fexe rek ba am métier mooy li américain bi dox waaw lan nga mën qu'est-ce que tu sais faire d'accord loolu nag pour nga mën ko am il faut ñu jàngal la ko très bien mooy de façon formelle wala informelle ñu gis ne nag Sénégal majeure partie des jeunes choix boobu ñuy def pour orienter wu ci filières yi foofu la ñuy faussé am na ñoo xam ne seen parents yi ñoo leen di influencé man docteur la sama doom médecine lay def man informaticien la sama doom informatique lay def et cetera préparer loolu ci xale bi te moom xëy na loolu sax du voie am c'est pas sa voie mais ñu fexe ba orienté ko ci loolu donc boo ratee orientation rek après insertion dafay jafe liy jafeel insertion bi ci processus boobu moo di tey environnement de l'emploi c'est saturé partout dans le monde. Et vous proposez quoi? Voilà. Nous, ce que nous action yi def fi mu nekk dépassé nañu proposition. On déroule depuis 2013 et on est à 1230 jeunes au 31 décembre 2017 insérés dans le monde professionnel. Naka lañ koy defee moo di xale bi bu ñu ko jëlee fexe ba jàngal ko on a des séminaires de formation chaque 15 jours sur quelle formation pour quel emploi loolu mooy contenu séminaire pour ñi nga xamante ne bi orientation moo leen tax a jóg. mais loolu yëpp dafa laaj fond dafa laaj fond. laaj yenn yi. loolu yéen nan ngeen di def ba jot si ak naka ngeen di def ba jàppale ñi nga xam ne dañoo bëgg a entreprendre. soxla tuuti koom pour mën a rek xaw a pousse tuuti ba mën a tàkk. organisation bi quoi. non ci wàllum koom. nga xam ne boo bëggee loo gis institut boo gis bu bëggee organiser ay séminaire wala di gunge ay xale ñuy entreprendre xam nga xale yi dinañ soxla tuuti lu nga xam ne da leen di pousse ñu tàkk pour ñu mën a demal seen bopp. yéen fan ngeen di tibbee. waaw ñun côté boobu yàlla daf ñu dimbali ba nga xamante ne bii ci wàllu liggéey dañuy jàpp ne luy développé dëkk doo ci xaar kenn yàlla ba la xasee may xam-xam rek li si des mooy nga organiser wu mooy intelligence économique boobu ñuy wax. tey jii nii lépp li nga xamante ni jot nañ jéego yi jot def yëpp te vraiment xeebuñu ko kenn fekk suñu si du partenaire boo xamante ne bii privé dafa ñëw pour dugal si dara du état du keneen. ñu ñooy organisé wu ak ñi nga xamante ne bii ñooy ndaw yi nga xamante ne bii dañu bëgg ñëw pour ñu tàggat leen ñuy def ay participation symbolique de 5000 francs pour participer pour insérer le programme d'Orientis Group boo xasee ba dugal 5000 nag pare na jeex na
là nag ñun ñu organiser séminaire yi man jàngalekat laa yàlla def na am nañu espace boo xamante ne bii mën nañ fa jàngale donc soxloo ma ku ma fay ci loolu fay bi si am moo di léeg-léeg damay toog sama téléphone sonné baa ñu yónnee ma message ñu ma xool gis ne monsieur Diouf je vous remercie damay takk jabar suba. D'accord. boo xoolee historique bu message yooyu 3 mois avant message bi nga doon monsieur Diouf merci hein Orientis merci je viens de signer sama contrat ci société bi ngeen ma yóbbu woon 6 mois avant nga topp message bi mu ngi lay remercier ci lan intégration kii bi fi nga ma yóbbu démarré naa sama stage tey satisfaction boobu ñun moom lañ ci mais Pape Ousmane ban pourcentage lañ ci am ñoom. waaw parce que yóbbu la nga dem TDTV commencé liggéey di fayeeku mun takk jabar yor oto nanga war na mën a am % wala. waaw non non fu nekk ni am na ay ndaw yoo xamante ni bii tey jii buñ ko teeloon préparé. xëy na dinañ fi ñëw pour mën a def dara lu dul loolu. c'est-à-dire defuñu ko si. mën nañu ubbi buumu jokkoo bi téléphone bi 88 628 11 22. du ñàkk mu am benn wala ñaar boo xamante ne war na mën a participer ci lii ngay wax ni mu nekk preuve palpable pour wane ne que ne yéen jàppale ngeen ko ba mu yegg fa mu war a yegg tey. exactement yaakaar naa loolu moom dina ci baax. parce que day dinañu gën a yokk cawarte. ñu gis ne parce que satisfaction boobu ñun moom lañ ci mën a am. du beneen satisfaction. te ndaw léegi nag ci li ma doon wax ci wàllu problème bi am ci liggéey bi. moo di bu fekkee ne yow fi ñu la orienté nekkul yow sa profil. te marché emploi bi dafa serré ba nga xamante ne bii il faut que nga motiver wu il faut que yow nga xam ne yow voie fii mooy sama yoon fii laay tekkee par force. loolu mooy mën a tax problème bu amee nga mën a wañaat loxo yi yëre loxo yi retrousser les manches pour mën a avancer waat pour. mais ci li nga wax nii dafa am benn responsabilité boo xam ne xëy na. du ma wax ne ci trop ci ndongo yi la mooy inadéquation bi ñu gis entre formation bi ak emploi bi souvent ay politique yu mag la yoo xam te ne état mooy am vision bi. gis nañ tout récemment le président Macky Sall dafa mel ni ko comprendre. de plus en plus ñu inciter jeunes yi que ñu mën a ubbeeku yenn filières scientifiques yi. c'est-à-dire ci côté boobu aussi responsabilité boobu état bi am lan ngeen di liggéey ci wàllu contribution. pour que jàngat boobu ngeen am ci wàllu étude que ni xëy na ci biir formation bi nit ñi accumuler sànq abi mu ngi koy wax jox ñu ay connaissances générales yoo xam à la limite pratique bi sax doo ko ci am loolu rek ay notions de base nga ci am. lu mel noonu aussi est-ce que yéen a ngi ciy liggéey. waaw dëgg pour di génne ay production yoo xam ne dina dimbali état ci wàllu réflexion bi. ci orientation bi aussi. dëgg la loolu ñun biñ ko xamee si la ñuy xam ne nag léegi jot na pour ñu taxawal. parce que xam-xam rek doyul di ko joxe rek doyul dafay laaj nag li nga créer cadre boo xamante ne di nga si tàggat ay ndaw loolu moo waral ñu créer université des métiers du développement. boo xoolee da nga am na baatu université ak des métiers. boo xamante ne bii nii ndaw yi dañ fa mën a jàng métier. parce que état moom du def lu dul créer orientation ak cadre. bi nga xamante ne bii yoon bii daal la ñu bëgg jëme dëkk bi. ak avec sa population pour jëme leen ci développement. tey ñu gis ni ay pétrole ak gaz fay na suñu réew est-ce que. ci orientation université yu mel noonu mën nañu xaar ay ndaw yu ñu tàggat ci métier yu bees yooyu ñuy wax pour ñu mën a taxaw seen réew ci wàll ci. dëgg la foofu laa doon jëm sax. foofu laa doon jëm. donc université des métiers waaw des métiers du développement. boo ko gisee moo di ñun ci loolu la ñuy tàggat ndaw yi nga xamante ni bii depuis commencé nañ ko depuis daaw. am ndaw yi am nañu ay filières sur la production du pétrole et du gaz sur les énergies renouvelables sur l'agronomie agrobusiness sur le génie civil lépp li nga xamante ni bii moom moo ngànk réew mi ak sur la santé publique beneen côté bi moom c'est les métiers de la gestion yi nga xamante ne bii tey jii école bu ko ubbi sañoo ko bàyyi parce que voilà demande bi daanaka foofu la ëppee waaw demande bi foofu la ëppee et que tey jii au niveau de l'université des métiers de développement loolu la ñu comprendre ba nga xam ne fii ak 5 ans fii ak 4 ans su étudiants yi tàmbali woon daaw nekk première année en production de pétrole et du gaz bu ñuy paree ba am seen master day fekk ñu tolloog Sénégal fu mu war a toll ci wàllu pétrole et gaz pour ñu mën a recruter maintenant ay spécialistes ak ay professionnels du sénégalais yi nga xamante ne fii la ñuy jàngee wàllu boobu pour ñu mën leen jël ñu d'accord sànq yaa ngi koy wax nga ne professeur nga ci université yi tey regard bi nga am ci série ñi am tey boo doon c'est-à-dire bu ñu la dénkoon ci tàggat ndaw Sénégal ci métier yi ak enjeux yi au plan mondial laa wax ci réew yi nga xamante ne bëgg ëllëg
yëkkati seen koom. suñ la dénkoon ci wàllu filière yeeg série yi wàññil orientel ban Sénégal nga bëgg a tàggat ban jeune nga bëgg a tàggat yu mel noonu. tey forcément sa orientation ci ban côté lay gën a jëm ci fan ngay gën a néewee. alors tey jii li jàngat bi ma def. moo di ndaw yi dañ leen war a yóbbu ci entrepreneuriat. entrepreneuriat. lu ëpp ci ndaw yi ci entrepreneuriat pour ñu mën a nekk dans la production. ñu mën a créer des entreprises qui vont produire. Sénégal tey jii lu ñu téye. li ma la bëgg a wax mooy comme par exemple ndaw bi tey am na bac. série L. mooy littéraire. waaw voilà ñëw na la maa ngi nii Orientis Group. maa ngi soog a am sama bac. nga laaj ko lan nga bëgg a doon mu ne la maa ngi nii. chaque jour loolu la ñuy gis chaque jour loolu la ñuy gis bu boobaa suñu intervention ñun dañuy fi ñu koy commencé avant baccalauréat bi la. d'accord nga xam ne si choix orientation série yi tey jii dañuy pousse ndaw yi pour ñu dem si série scientifique yi. d'accord parce que ndaw yi dañ ko ragal lu ci ëpp dañ ko ragal boo xoolee si nombre de bacheliers le pourcentage nombre de bacheliers ak ñi nga xamante ni bii ñoo si nekk série scientifique boo xoolee lu néew lay doon. te ñoom ñoo mën a créer ak réfléchir sur les trucs technologiques pour que gestionnaires yi door a mën a am lu ñu gérer. mais tey jii dañu am plus de gestionnaires que d'ingénieurs que de techniciens yi nga xam ñoom ñoo war a liggéey li nga xamante ni bii gestionnaire dinañ mën a am liggéey. léegi nag ku ñëw ba am sa bac nag mooy def nga yow am ngay prédisposition yoo xamante ni bii war nañ la mën a yóbbu ci yenn doy. ku am bac S moom man boo ñëwee si ñun doo fi defee comptabilité doo fi def marketing communication doo def droit bépp métier boo xamante ni bii gestion la nekk ñun duñ la fa yóbbu. dañ lay xamal yenn programme yi nga xamante ni formation yoo xam ne war nga ko mën a def yenn filières yi te bu ëllëgee ba pare wax la tamit débouché yi si nekk ci wàllu liggéey boo amee sa diplôme di nga mën a liggéey ci lii wala nga liggéey fii wala liggéey fa. waaw loolu ñun loolu lay njëkk def parce que ndaw bu ñëw toog suñu kanam dañu am ay conseillers en orientation au niveau Orientis Group on a 10 conseillers en orientation yoo xamante ni dañuy toog rek pour entretien ak xale yi di leen jàng. boo ñëwee toog li ñu lay njëkk laaj moo di lan mooy sa rêve ndax yow am nga rêve ku amul rêve moom amul lu mu bëgg xamul fu mu bëgg dem. ci rêve boobu la ñuy tàmbalee nag pour wan leen nag kon nag comme koy da nga am rêve moo di bëgg nga teral sa ndey. bëgg nga teral sa baay. d'accord bëgg nga leen jëndal kër. ngeen yóbbu leen phase réalisation. voilà bëgg nga ko jëndal oto. lii nga bëgg sa rêve. ñu calculer rêve boobu ñaata lay jar. parce que rêve bu amee njëkk bu ñu mën a jënd rek nekkatul rêve ça veut dire que léegi ñu xool nag léegi waaw mën nañ ko réaliser. kon mën nañ xaar ay rêveurs suba ci seen ndaje bu mag boobu ngeen di organiser. dañuy am ay acteurs du développement. d'accord. parce que rêve bi moom da nga koy am avant ngay ñëw. rêveur ngay doon avant ngay ñëw ci orientisme mais boo xasee ba ñëw nag tu deviens un acteur du développement. réaliste parce que dañ lay won nag voilà rêve bi nag nga koy defee en réalité. bu fekkee sa rêve bi 50 millions lay jar. ñu xamal la kañ nga bëgg a réaliser sa rêve bi nga ne dans 5 ans ñu calculer loolu. xool fii ak 5 ans ñaata nga war a liggéey fu nekk bés bu jot. wala weer bu jot. pour que 5 ans bu jotee nga mën a am loo jëndee sa toll noonu. très bien dinañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti mais moom bëggoon jeexale ak yow dara rek mooy à quel coût. xanaa nag nit ki wala day am bakk rek waaw du fay dara. xanaa entreprise bi am na ay charge dina fay ay nit dina fay ay électricité dina am ay dépenses. exactement loolu noonu am na fu mu war a sukkandiku. waaw dëgg la xam nga si wàllu insertion ñun nii la ñuy defee. étudiant bu ñëwee wala candidat bi dafay fay 5000 francs pour frais de dossier. d'accord bu fayee 5000 francs boobu moo koy jox droit mu assister en même temps au séminaire yi ñu organisé gratuitement. bu fekkee ne yow stage moo la tax a jóg dañ lay dem utal le stage ci li nga bëgg société bi nga bëgg. wala secteur voilà avec sunu partenaires yi. bu ñu demee ba am toujours avec les 5000 francs. toujours avec les 5000 francs. d'accord bu ñu demee ba am stage bi nag léegi ñu woo la nga ñëw toog ñu ne la amal nañ le stage du ñu wax nag société bi. dañuy wax ne si société bu nekk ci tel secteur d'activité. très bien.
bu fekkee ne banque la lu ñu la ne par exemple telle banque. dañuy wax ne c'est dans le secteur bancaire. lu waral loolu. waaw parce que mun nga jaaraat ci suuf xale yi dañu koy def da ngay jaar suuf dem foofu directement. d'accord ne waaw sama dama fi déposé woon. fekk ñun ñoo fa déposé dossier bi. d'accord très bien après waaw dafa leneen lu jaar ci gannaaw moo tax. waaw léegi bu ko defee. bu ko defee intelligence économique la ñu wax. mais c'est pas bien. waaw après dañ ñu ci jógee gis foofu dem fan. bu ñu fa jógee nag léegi bu fekkee nangu nga. stage bi. ak durée bi. ak nature bi. léeg-léeg di am rémunération léeg-léeg du ko am. d'accord lépp lu ci am dañ la koy wax. très bien boo nangoo par nag boobaa nga fay nag frais d'insertion de 15 000 francs. 15 000 francs muy 20 000. muy 20 000. après. jeex na ñu jël la. envoyé la si entreprise duñu la bàyyi nag. d'accord bu fekkee 1 mois nga war def stage. oui boo defee 3 semaines un des conseillers en insertion day dem rencontrer sa maître de stage yóbbaale ak moom li ñuy wax la fiche d'évaluation des stagiaires. waaw yow doo ko yëg day dem gisee ak sa maître de stage. ñu évaluer la. très bien ñu andiwaat ko. bu sa stage jeexee da ngay dellu si waat nag léegi àndaale sa rapport de stage après 15 jours après la fin de ton stage. d'accord bu jeexee nga andi sa rapport société bi dañuy li ñuy lëkkalool ñoom dañuy yónnee sa attestation de stage. boo déposé sa rapport foofu lañ lay door a joxee sa attestation de stage. booy après nag ñu xaar la nag nga mettre à jour sa CV. bu boobaa ci rubrique bi ñuy woowee la rubrique. Expérience professionnelle bi nekk ci CV bi. bu boobaa la ñu am nag les premières informations sur l'expérience professionnelle. d'accord donc loolu bi nga defee première année. def ko deuxième année troisième année. balaa ngay àgg master wala licence di nga dajale ci diggante boobu expérience professionnelle bi la mën a dimbali. nga mën a am beaucoup plus de chance. pour nga mën a am liggéey. très bien waaw mais man bëggoon naa loolu mu bañ a yem rek ci ñiy jàng kese ah. parce que ñoom ñii di dawal oto yi transporteurs yi. ah ñoom it parce que évaluation boobu mu wax dafa am day jouer benn rôle bu essentiel Moustapha Gueye. bien sûr man bëggoon naa mu wax ma ñoom lan lañ xalaat si les métiers de l'informel parce que quoi qu'on puisse dire dañ la am nga question nga ne déedéet ma dugal la ci benn affaire rek nga ne maa aye maa moom xew moo ma tendre la très bien non mais d'accord dama lay sama bës damay toog gis fay jël micro bi parce que tey la sa anniversaire kër gi am na ko fii micro teg de très bien am na naqari d'accord très bien ma bàyyi la nga daal voilà donc je voulais juste savoir lan ngeen prévoir pour ñi nga xam ne ils sont dans le secteur de l'informel parce que gis nañ par exemple bu ma jëlee benn domaine bu gàtt les transporteurs du ñuy faral di spécialisé wu tey da ngay nekk chauffeur rek yaakaar ne war nga mën dawal bépp xeetu oto war nga mën dawal oto marchandise war nga mën dawal oto buy transporter nit est-ce que si seen volet prévoir ngeen ay formation yoo xam ne dafay dem à l'encontre de ces gens-là ñu mën leen a spécialiser en dehors de formation bi ñuy am pour avoir leur premier diplôme informel. waaw actuellement ñu ngi koy waaj a dérouler sax am na boo xam ne tàmbal nañ ko ba pare dañu créer le réseau pour l'orientation et l'insertion des jeunes bu tuddee le ROA Jeune boo xamante ni bii moom dafay wàcc. xam nga orientisme moom son objectif mooy ñu jàng ba pare. dem ba benn niveau d'étude bi. ñu pousse leen. mais bii dafay wàcc ba nga xamante ni bii yow na nga nekk rek nit. très bien. nit kuy ut compétence ci dara. ñu fexe ba boole la kuy jàngale loolu boo paree ci xam-xam boobu ñu fexe ba dugal la ci entreprise. état bi fu mu nekk nii ci la nekk ak la formation. étude emploi bi ñuy def waaye pour dellu si waat nag ci li ngay wax nii programme bi orienté def tey jii nii à partir de janvier 2019 moom la ñuy déroulé moo di def benn programme de sensibilisation et de formation en développement personnel et de marketing de soi suñu cible fu mu nekk nii donc les chauffeurs les transporteurs bépp day bëgg liggéey ak CNG de la lutte bépp lutteur écurie bu am c'est-à-dire les licenciés yi nekk ci ñoom ñëpp ñu liggéey ak ñoom pour travailler sur le développement personnel. ok bu ñu fa jógee wàcc aussi si mouvement navétane yi avec les ODCAV ba nga xamante ni bii nit ki tant que moom jëlul conscience ne lii war naa jomb def naa rek da koy def wala mën na ko def développement personnel nag moo lay pousse ba nga yeewu bien sûr ba nga ne ndakate man mënuma def lii sama bàyyi daf ma woo ba mu ñëw ne ma lépp loo nar a def posewul benn question réponse bi moo lay wax ndax war nga ko def waroo ko def d'accord dama koy wax sama étudiants yi boobu ba tey moo di loo war a def rek poser question laajal ne bu ñëpp defoon kon man bu ñëpp defoon ni man waaw
bu ñëpp defoon ni man. Si tout le monde faisait comme moi. Comme moi, d'accord. léegi di nga xam ndax yow. ndax war nga def. Très bien wala waroo def. Très bien en tout cas xam-xam bi feeñ na fii njëriñ bi tamit mu ngi fii ñu war leen di jege bu baax a baax waaye kii moom dama la koy dégg ci lépp li nga xamante ne jëm na ci wàllum dem ak dikk bi loolu nga xamante ne war ngeen ko yaa ngeen koy waajal Moustapha Guèye mi bëgg naa ngeen jël ko ndax moom am na ci expérience bu baax Alaaji Sala moom da leen di assister waaw moom da leen di assister loolu da ciy am solo muy monsieur Abdoul Abbas Diouf doctorant en intelligence économique MBA en marketing et communication fondateur de l'université des métiers du développement li ñu nekk di waxtaanee jëm ci orientation formation professionnelle et insertion comment préparer les jeunes au management et à la gestion xanaa madame mooy taaye sikkim bi parce que ni nga ko taaye dafa naaj fii dafa weex fii weex côté yi waaw moom nag mi ngi ciy jàpp bu baax. d'accord balaa may génn kër gi moom. waaw naka jekk balaa may génn kër gi moom. vous avez une belle cravate. une très jolie cravate. yi jëm rek. waaw doomu si kaaf la waaw yéegoo très bien jërëjëf sant nañ la gërëm nañ la bu baax nañu ànd ak nag kilifa gi mu di monsieur Omar Diop trésorier LISCA waaye laata loolu bëgg naa Alaaji Sala Bigué am lu mu ci sànni ci li nga xamante ne ñu ngi ko doon waxtaanee lépp rek jëm ci ndaw ñi tàggat leen ba ñu mën a nekk ci niveau bi nga xamante ne moom la ñuy xaar ci ñoom mais mën a dem tamit ci entreprise yu mucc ayib am ci ay garantie yu baax a baax. xam nga métier dafa wóor alal la ci poche. te nit di napp di ko may jën jàngal ko nu muy nappee comme ñoom li ñuy def nit ñi dañ leen ci félicité bu baax di leen ci encouragé parce que ñi ngi bay seen waar ñoom li ñu jëlee bitim réew def nañ ko ci réew mi te li ñuy jëlee ci réew mi ñu ngi koy def ci réew mi parce que ki lay tàggatal sa ndawi réew pour bu ëllëgee duñu am jotu taxawaalu duñu am jotu mën a def ci dugg ci yenn dérives yi tey moom am na benn part de responsabilité boo xam ne ay ndaw yoo xam ne dégg nga 6 mois avant nan la da koy woo professeur sama stage mooy pendant avant et après waaw. kon donc ñoom ñi ngi jël xale bi di ko jël ci bi muy lii. kon foofu yaa ngi woo état état mi ngi ñëw. foofu laa bëgg a jëm si. kon ñoom état war na leen mën a doole parce que avec 20 000 francs ñu fexe tàggat la nga def ci sa frais de dossier ñu tàggat la ba nga am métier ba ëllëg mën a ubbi sa entreprise. ki lay jàngal ni ngay nappe yaakaar naa ni ki nga xam ne nag moom moo ko waroon a fexe bu am mu jox ko force. kooku moo war a gëstu ñi muy état. tout à fait état nañ leen jàppale xam ni. fexe ba sa société bari ay acteurs de développement. loolu mooy doxalum réew. parce que réew ñëpp mënuñoo toog ci bureau yi. déedéet ñëpp mënuñoo toog ca menuiserie ba. ñëpp mënuñu ay kii dañuy société la. li Souleymane Faye waxoon rek li Souleymane Faye waxoon laay indi. d'accord borom balaa ngaa wuti xaalis dama wuti xam-xam. boo amee xaalis te amoo xam-xam borom xam-xam mooy ñëw jariñoo la. ba Papa Ousmane moo fay jaar de. voilà daan na ko foofu. moo tax xam-xam nag mooy li gën a am solo ci doomu aadama. man damay contre sa des fois nit ubbi entreprise ba pare te métier mi nga ubbi entreprise yow xamoo ci dara. man dama koy contre balaa nga ubbi li ngay liggéey yow fexeel ba maîtriser ko parce que employé si bu la neree chantage yow nga simee ko defal ko sa bopp. tout à fait parce que loolu la réew war a doxee. mais tey ji bu fekkee da nga nekk tailleur. ñu ne la kaay présenté émission bi ndax yaa ma neex. dana doy waar. jërëjëf merci beaucoup Alaaji Sala Bigué Ndiaye bilan des 2 semaines d'action de la LISCA en monde rural moom la ñu war a waxtaanee ndax xam nañu ne octobre rose bu jot rek ngeen am activité yu am solo ah jeudi bi passé def ngeen lu sénégalais yëpp rafetlu foofu ca monument de la renaissance mu nekkoon lancement bi ruban bi moom gars yi kontaan nañu trop rawti ci dolli ñi nga xamante ne ay malade lañu nga leen di suivre di subventionné. Aujourd'hui parlons ci bilan des 2 semaines d'action yi nga xamante ne def ngeen ko foofu ca monde rural monsieur Diop. waaw maa ngi nuyu Nicolas. ñi ma bokkal plateau bi. très bien xanaa nuyu bi jotoon ko woon def. donc bi wax ni ñaari semaines la ñu jàllagum. mais ñaari semaines yi demaguñ ci monde rural. Dakar la ñu démarré. comme ni nga ko waxee. lancement bi la ñu def monument de la renaissance. bien sûr par un ruban géant ruban humain. woo lu tolloog 1000 personnes. ñu def benn ruban rose. loolu ci sensibilisation bi la bokk. bien sûr ndax déjà 1000 personnes ya fa taxatee woon rek. ça veut dire que léegi ñoom engagé wuñu dans la lutte contre le cancer. donc c'est important que ñu def ko. wane na aussi tamit ne nekkatul sujet tabou. tabou très bien voilà. c'est important li ngay wax. nekkatul sujet tabou. ndax bu njëkk boo woote woon ci cancer tuuti ngay gis wala doo gis kenn sax. donc léegi soo wootee mais vraiment nit ñi dinañ ñëw toon wuy si la. li ñu defagum actuellement après. lancement boobu dañuy organiser benn dépistage suñu siège fii Sacré-Cœur 3 le samedi dernier.
le lendemain ñu def benn randonnée pédestre de sensibilisation et d'information aussi à travers les rues de Dakar. D'accord. Pour sensibiliser mais informer population yi aussi ci kii bi. dépistage bi nga xam ne moom la ñu organisé woon comme ci octobre rose lañ nekk. oui dépistage cancer du sein rek la ñu defagum. defuñu col. parce que octobre rose c'est réservé au cancer du sein. tout à fait octobre c'est réservé ci sensibilisation information ak dépistage. cancer ak orientation ak orientation. ci cancer ween. moo tax cancer ween rek la ñu def. recevoir nañ fa au moins lu tolloo 460 et quelques femmes. c'est pas un petit chiffre. pas une woote 400 et quelques ñëw. malgré que sax ñu doon séntu plus. parce que ñun bëggoon nañu bu ñu amee 600 ou 700. moo ñu gën a lool mais loolu la ñu am xëy na information moo jàll woon comme il se doit. plus ñuy dem plus muy gën a ubbeeku voilà muy gën a ubbeeku. ñooñu jigéen ñooñu nga xam ne recevoir nañ leen ci bis boobu foofu LISCA. dépisté nañ leen. bu ñu leen dépisté am na ñoo xam ne gis nañ ni seen ween am na lu ci nekk lu ci sikki sàkka. jigéen ñooñu ku ñu gis sa ween dara lu ci sikki sàkka dañ lay may benn bon nga dem defi mammographie gratuitement daf fay dara. dinaa dikk si mammographie lan la ak lan lay jariñ. ñi nga xam ne aussi dépisté nañ leen te gisuñu ci seen ween dara. waaye âge bi ñu toll dafa nekk 40 ans ba 75 ans. war nga chaque 2 ans nga def mammographie. d'accord ñooñu dañ leen di jox bon ñu dem def mammographie subventionnée. très bien mammographie subventionnée mooy lan. mammographie yaa nga waroon a fay 60 000 francs mais LISCA def na ay pexe ba 45 000 yi daj. 15 000 francs soo ko amee nga def sa mammographie du 1er octobre au 31 octobre. c'est pratiquement donné hein, quasiment. C'est pratiquement donné, quasiment donné. Donc ba ñu mayee bon ñi ñu dépisté. li ñu ci des c'est des bons de mammographie subventionnés. subvention bi aussi nan lay amee ci lay profiter pour remercier les radiologues privés yi nga xam ne dañuy accompagner. ndax ñoom chaque mois d'octobre dañuy defal réduction 50%. Machallah. Donc foo waroon fay 60 000 ñu ni 30 000 la. ñu ni 30 000 ba tey bari na ci population yi. ñun ñooy dem wutiwaat les 15 000 francs auprès des personnes de bonne volonté, auprès des sociétés, des partenaires, pour subventionner 15 000 francs. Donc, bon, 15 000 francs de ce mammographie. D'accord. Mammographie, il am solo lol ci dépistage cancer ween. Ndax seetal sa ween sa bopp ñu koy wax autopalpation. Oui. am na dinaa ci dellu si. mais mammographie dafa gën a xarañ loolu. mais mammographie dañuy wax ne à l'âge de 40 ans nga ko war a mën a def. n'est-ce pas. waaw à l'âge de 40 ans. moom li mooy li ñuy conseillé. d'accord jigéen bu sëy ba nga xam ne ween bi demee na nen rek. à un certain âge bu fekkee ni. docteur yi jugé nañ yow mën nga def. comme ni ko madame Rose Gaye waxee woon. mu ne fekk ween bi yaraax ma ko waaw parce que en fait li ñuy defee mammographie. dañu benn ñaari plateau la nga xam dañuy dugal ween bi. bés ko mu tàcc. d'accord donc xam nga su fekkee weenu jànq la. mënul loolu mais kooku échographie mammaire mi ngi fii. très bien donc mammographie bi moom appareil la genre radiographie weer la rek. moom li nga xam ni bët mënu koo gis loxo mënu koo làmb moom mën na koo gis. te loolu nga xam ni centimètre yu tuuti la. nekk ci ween bi. bu ñu ko gisee ci stade boobu dañ koy dindi sans gros risque. très bien mais bu fekkee dafa dem ba talli nag yenn centimètres yi loolu moom bu moytul li ñu naan arrivé nga à un stade tardif. d'accord te loolu day fekk li ñuy wax ñi ci nekk ci hôpitaux yi. médecins yi loolu la ñuy gën a gis. ndax dañuy gis ni 70 à 75% des malades yi ñëw hôpital dañuy arrivé à un stade tardif. mooy étape 4 bi ñuy wax daanaka. waaw étape 3 wala étape 4 bi nga xamante ne effectivement moom la ñuy wax. ci loolu la ñuy dama commencé taxe nag de ci octobre rose bi. ndax la mu leen fii dalal. ak li nga xamante ne ñoo ngi ko ciy jàng. effectivement moom mooy indi loolu mais ñu ànd ak Abi Sow en tant que jigéen. waa ci wax milieu rural lañ wax ni foofu lañ demoon mais foofu bokkul ak Dakar xam nga tey wax ak jigéen Dakar yi ñi nekk Dakar ba ñu mën a dem dépister wu génn en masse peut-être que fii la gën a yombee que àll ba nga xam ne duñu am information bu doy wala perception dañuy xaw a ragal daal ñu ci ëpp dañuy xaw a ragal a dem pour dépister yéen ban stratégie ngeen def ba mën a am nit ñooñu nga xam ne jot nañ leen a wuyu si pour ñëw dépister wu. jërëjëf soxna si donc stratégie bi nga xam ne moom la LISCA teg mooy chaque octobre rose dañuy déplacé wu ci 2 régions en dehors du mois d'octobre sax dinañ dem ci régions yi mais octobre moom on a toujours 2 régions yoo xam ne moom la ñuy tànn d'ailleurs suba Diourbel la ñuy war a dem def fa 2 jours bu ñu wàcc seen ñëw Xombol defaat fa 2 jours bu ñu demee en milieu rural dinañuy woote d'abord population yi d'abord dañuy jëkk a def benn passage ci rajo communautaire yi fexe def fa émission de sensibilisation parce que c'est très suivi bu ñu defee émission de sensibilisation ba pare ñu def benn caravane à travers la zone là bi ñu nekk
bu dee ci biir zone rurale la bu dee ci biir région la aussi ñu def caravane. Caravane bi day nekk une caravane de sensibilisation, d'information et d'orientation pour wax leen informer leen aussi que le lendemain am na benn dépistage bu ñu organiser dañu yore suñu dépliant à travers la ville di ko distribuer di waxtaan ak population yi di leen sensibiliser ci lan mooy cancer mais Dieu merci dinañu remercier bu baax la presse ndax bu au départ bu ñu daan def loolu boo dajalee fukki nit ni leen cancer ñu tasaaroo bàyyi la fa mais léegi boo dee cancer nit ñi ñëw déglu la parce que xam nañ ñu cancer boo amee information yi boo amee réellement boo xamee réellement ce qui se passe dans le cancer am na ay jumtuwaay yoo xam ne boo ko jëlee nga moytu ko donc en milieu rural comme ni ma ko waxee loolu la ñuy def te du ñu yem sax ci sensibilisation information mais dañ ci boole formation parce que sëñ Thioune wax na ko sànq il ne sert à rien que nit ki chaque fois nga ñëw di ko may jën da nga koy jàngal nu ñuy nappe mu autonome donc dañ ne bu ñuy dem en milieu rural nañu fexe yóbbaale ay professeur Mamadou Diop nga xam ne moom mooy directeur institut Curie ak équipe am docteur Fatma Guenoum ak docteur Dembale ñoom c'est des formateurs dañuy def ay modules de formation parce que ci zone boobu dem un minimum ñu dajale 35 sages-femmes dans la zone ci district sanitaire bi la ñuy dem district sanitaire bi dafay polariser ay postes de santé ñu leen poste de santé yi sages-femmes yi fa nekk yëpp woo leen ñu ñëw à la formation ak infirmier chef de poste yi parce que yenn poste de santé yi du ñu am sage-femme mais infirmier la ñuy am donc bu ñu ñëwee ñu defal leen formation théorique la veille dirigée par ñi ma cité léegi bu ñu leen defalee formation théorique le lendemain ñu defal leen une formation pratique sur le dépistage du cancer du col de l'utérus boobu laay wax la ñuy def ndax boobu def di cancer boo xam ne dafa sonaloon jigéen ñi loolu c'était le premier cancer mais par rapport ak actes yi ñu ci def dellu ginnaaw ba sein jiitu ko donc ñu ne bu ñuy dem en monde rural du ñu yem ci sein rek malgré que octobre sein rek la ñuy wax mais dañuy def ñaari parce que mieux boo demee nga def une pierre deux coups donc bu ñu defee formation théorique boobu la veille jox leen module de formation yi ñu laaj question yi nga xam ne moom la ñuy laaj professeurs yi wax leen li ñu war a détecter cellules précancéreuses sur le col de l'utérus ba ñu jàng ko ci kayit le lendemain ñu def dépistage maintenant ñu def wan leen pratique ñu pratiquer la ñu théoriser woon et yàlla def bu ñuy dem tamit du ñu yem ci loolu jàngal leen loolu rek mais dinañ leen bàyyil appareil boo xam ni ñu ngi koy tudd cryothérapie. D'accord. Appareil cryothérapie boobu. bu ñu détecté ay cellules précancéreuses. moom moo koy rey. maanaam da nga tollaguñ ci stade bu installé wu. ci cancer bu installé wu. mais dañoo toll ci ay cellules précancéreuses. su ngeen bëggee mën naa expliquer sax lan mooy cellule précancéreuse. bien sûr allez voilà. cellule précancéreuse jigéen mi ngi koy am ci sëy saa jigéen bu sëy rek mën nañoo wax ni ba cellule précancéreuse mën na judd ci kanamam. léegi nag li nga xam ne cellule précancéreuse yi du tëb rek nekk cancer. daf lay may temps. très bien mën na fa nekk 5 10 ans ba 15 ans du nekk cancer ay cellules précancéreuses kon donc jamono jooju yëpp saa boo ci defee dépistage ñu gis ko rek mën nañ ko dindi. d'accord ndax bu fekkee am nga cellule précancéreuse yooyu. yaramu doomu aadama moom da koy reyal boppam. d'accord mais nag du ñëpp. très bien maanaam boo jëlee 100% yi mën naa wax ni 80% yi dina seen yaram dina ko éliminer. mais 20% yi dina des. d'accord kon 20% yooyu des saa bu ñu demee dépistage ci période boobu ma cité rek mën nañoo gis cellule précancéreuse yooyu dindil leen. d'accord kon donc gis nga. dem nañu foofu def nañu autopalpation dinañ leen ko jàngal ni ñu koy defee. jàngal nañu sage-femme ni ñuy defee dépistage cancer du col. bàyyil nañ leen appareil cryothérapie. appareil cryothérapie mooy lan. ban valeur la am d'ailleurs 2 500 000 rek lay jar. naa wax te appareil boobu saa bu ñu gisee ay cellules précancéreuses. dañ koy appliquer sur le col de l'utérus pour 5 minutes. congélation la rek cryothérapie traitement par le froid. Machallah. donc appliqué ko 5 minutes rek cellules yooyu day yow nga mucc ci cancer du col de l'utérus. très bien le mot de la fin le message à l'endroit des Sénégalais lan nga leen di jox rendez-vous. waaw peut-être li ma leen di jox rendez-vous mooy. li may wax nii. defal ñu gum ci région yu yaatu. d'accord ndax def nañ ko Tamba Kolda Ziguinchor Koupentoum Kaolack. fu ci Kédougou toll. Kédougou dem nañ fa en travail préparatoire. D'accord. Mais ci ñoom la dese woon. parce que amoon nañu déjà partenaire bu préfinancé yëf yi. mais ñoom ci ñoom la. Kaffrine fu mu ci toll. Kaffrine bon demaguñu fa mais dem nañu avant Kaffrine jàppatuma dëkk bi. waaw bon mais ñun dañ ni maillage yu Sénégal yëpp lañ bëgg a def. très bien inchallah def nañ le nord. def le sud. def lu mu tudd le centre. très bien gis nga suba ci centre bi li ñu gën a maasale daaw Touba ak Tivaouane lañ demoon. jërëjëf te fu ñu jaar rek bàyyi nañ fa appareil cryothérapie bu jar
2 millions 500. macha allah dépisté formé gën nañ lu toll ak 900 sages-femmes. ci dépistage cancer du col dépisté gën nañ lu toll ki 9000 et quelques femmes yoo xam ne cancer du col à chaque fois dañuy gis cancer yoo xam ne installé la ba pare. ñooñu aussi dañ leen di gunge. très bien LISCA du leen bàyyi. d'accord LISCA ça da leen di accompagner c'est important. très bien merci beaucoup monsieur Diop trésorier LISCA dina fi ñëwaat sax Pape Ousmane. pour waxtaanee wàllum politique xam nga da ciy yëngu de. taxee na ci de Très bien. Merci beaucoup, M. Diop, trésorier LISCA. Nous allons waxtaanee bilan des 2 semaines d'action de la LISCA en milieu rural. Mu nekk lu am solo ndax ñoo ngi nekk ci weerum octobre rose. Donc on se retrouve tout de suite après cette page de pub di leen fàttali ne Oustaz Makhtar Sarr muy animateur religieux nekk ci télé bi di liggéey bu am solo bi soxna Zeynab Fatou Dodo ba tey mu ngi ci taxaw bu am solo ndax ñoom it seen xamel du télé du rajo waaye jiitu na ko moom it dina ñëw léegi nii incha allah ngir ñu yaatal waxtaanee li nga xamante ne dina jëm ci Fatou soxna Zeynab Fall waxtaanee li nga xamante ne moom mooy message privé yi nga xamante ne mu ngi dox ci réseaux sociaux yi nga xamante ne démb ba tey ñu ngi koy dégg waaye ñu bëri daanaka àddina yëpp di ko naqarlu bu baax a baax ndax xam nañ ne soxna Zeynab nekkoon na nit bu dal nit bu àndoon ak sutura nekkoon koo xamante ne royukaay bu mag a mag la donc on se retrouve tout de suite après cette page de pub c'est toujours dans Toi-même tu sais. cancer weñ jigéen ñi lay gën a dal mooy cancer li gën a faat. lu ëpp 2 junni jigéen lay dal ci at mi fii ci Sénégal su ngeen teelee dem saytu seen yaram dinañ ko mën gaaw a faj. bon nag demal saytu sa yaram bàyyil xel sa yaram toppatoo sa bopp. kon boog daw leen faju ji. méttiwul radiographie kese la def leen ko. ndax garde bu laa war a njëkk wax soo wax rëbb ay waxeem jëm mag xam nga nag ñun réew mi kenn joxatuñu cër réew mi bu demee ba am indépendance ak liberté totale ñu na jaram ñoo nekkoon dans les fronts waaye nag joxuñu ñu gëdd joxuñu ñu gëdd wallahi ancien combattant joxuñu gëdd waaw loo ci xamul jour yi ngi gis ancien jour yi ku ci ne dañ la jox gëdd mooy ndaw yi ne ci ñoom waaye ñun amul benn kër gooy romb ñu ne bii ancien combattant bee ko ancien combattant yi dañ leen a rey nii bañ ne te dañuy fàtte ne te dañuy ratatatatatatat tuy grenade waaw nag man bi daf may fàttali 44 ndeysaan nee na ca kanam rek boole ca dënn ba nii rek Théâtre TV, la culturelle. On se retrouve pour la deuxième manche dans Toi-même tu sais di souhaiter joyeux anniversaire Moustapha Guèye ak doomam mais aussi di souhaiter joyeux anniversaire à Loulou Sène Loulou Sène ñu ngi koy souhaiter joyeux anniversaire nekk salle montage di liggéey bu am solo amaana que titrage yi nga xamante ne moom ngeen di gis ci Toi-même tu sais ak émission yu bëri ci kër gi Loulou moom moo fay jaar di ci liggéey bu am solo ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér muy ndaw moo xamante ne ba ñu xamante ba tey changé wul benn yoon noonu nag laa bëgg sama rakk yi mel noonu ku ci mel ni
Pape Ousmane ak Moustapha Guèye nga xamante ne léeg-léeg ñu tapaas ma waaye loolu moom nekk na rakk ju yaru lool macha allah loolu dundal ba say may di baawaan di la ko may di ko may madame Sène moom tamit muy liggéey bu am solo ci groupe Excaf Télécom xam nga dañoo takkante ah. sama ñaari mais loolu xam nga dafa xew nag fi temps yi. mais loolu man takkante ci kër gi xam nga dafa daggan nag. dafa baax xam nga lu tax. xeebante du am xeebante du mën a am ñoom ñaar. d'accord bu leen yàlla boole ay nit loolaa dama ne leen nii baax moo gënoon ngeen nekk ci ruq yi ba dara am. très bien comme fësal ngeen ko ba mag ñi ñaani rek. sant yàlla waaw jërëjëf Alaaji Sall bi Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax di leen fàttali ne oustaz Makhtar Sarr vient de nous rejoindre sur ce plateau muy animateur boo xamante ne kenn dootu ko présenté sur le plan national et même international ndax moom mooy borom axiru zaman waaye tamit di borom ndénkaane di ci liggéey bu am solo doon ko def ak jigéenam muy soxna Zeyna Fall nga xamante ne ñu ngi ko ñaanal fa mu ne gënal ko foofu fa mu jugee paix à son âme que la terre lui soit légère tey nag mu ne nekkoon ñetteelu fan bi ñu demoon foofu ca Caaroy doon ziar waajur yi mbokk yi xarit yi am di jàmm yi ak soppe yi ba ci dëkkandoo yi waaye moom it mu liggéey ci liggéey bu rafet waaye ci liggéey bi lu mu rafet yëpp bu geesuwee xool ma rek ne ma Kader yaa ngi liggéey bu am solo ci télé bi tuddee ma Kader ba Mansour Sall indi ko fii ci télé bi sama directeur de produit ba télé bi yëpp fu mu toll ni Kader lañ may woowee xaw ma ne kañ laa tudd Kader waaye daal oustaz daal moo fi jaar oustaz ziar naa la bu baax kontaan ci teew bi nga teew ci plateau bi bëggoon naa nag mu nekk ci yeneen i jamono ci yeneen i yëf parce que yàgg nañ koo waxtaanee di wax ne faaw nga ñëw fii ndax axiru zaman ngir ñu décortiquer yu bëri yoo xamante ne surtout artistes yi ñu ngi koy def ci paysage médiatique bi xam naa ne loolu dina am beneen i bés mais tey ci kanam tuuti li ñu war a waxtaanee dina jëm ci génnum àddina Adja Soxna Zeyna Fall madame Sarr ci non à la diffusion de ces messages privés dans les réseaux sociaux loolu dinañ ci ñëw léegi nii en attendant nañu delluwaat ak Abi mu jox ñu deuxième actualité de l'internet très rapidement muy dette au privé 16 milliards de nos francs CFA réclamés à l'État des étudiants menacés d'exclusion d'après Seneweb n'est-ce pas Abi? Tout à fait Nicolas amoon na ay fan yu ñu génn dañoo sax jote arrêté ay cours étudiants yu nekkoon BTS licence master te nga xam ne état bi moo leen orienté woon ci établissement privé yi nga xam ne rek fédération des établissements privés d'enseignement supérieur di FEPES 6 octobre bi ñu génn étudiants yooyu nag daañ leen rek dakkal seeni cours mais tamit nee nañ tey ji itam dañoo rek daal di janoo ak taskatu xibaar yi tey ci suba cadre unitaire bi nga xam ne moo boot organisation des établissements privé d'enseignement supérieur bu Sénégal gis ni nag montant bi nga xamante ne état bi yoreel na ko école yooyu dafa toll ci 16 milliards de francs CFA mu doon bor bu nga xamante ne si dafay rek nasaxal seen liggéey ñoom seen ay école dafay mën tax sax ñoom lu ñu bëgg a def duñ ko def te ba tey état mu ngi bëgg di indi foofu yeneen élèves loolu nag lañ ne mënatuñ koo nangu mënatuñu recevoir beneen élève te itam soo moywul élèves yi nga xam ne ñu ngi fa doon jàng dañuy arrêté lépp li nga xamante ne mooy cours Nicolas loolu bu amee nag dina indi jiixi jaaxa ndax xam nga ne monsieur Abdoul Abbas Diouf étudiant yi nag bu ñu leen dàqee nag ci dette bi dina indi jafe-jafe ci sa côté ci sa liggéey mais tey ban lan nga ci mën a wax lan mooy commentaire bi par rapport ak situation bi nga xamante ne état bi amel na ko. waaw situation bi dafa rafetul dafa nekk situation boo xam ne c'est inconfortable aussi bien pour l'État mais encore plus pour ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo yor école yi. parce que dañu école de formation privée état bi gis ne tey jii école formation privée yi ñooy partenaire am. d'accord ci ñoom la gën a yaakaar. ci nouveau bachelier yi nga xam ne ñuy door a am seen bac pour ñu orienter leen ci kii yooyu ci école yi pour ñu mën a am formation d'abord yu baax. ñu dëppoog li nga xam société yi recruter loolu la ñuy laaj. donc partenaire boo ko amee da nga koy fonk après nga nangul ko moom it wàllam ci mbir mi. te képp ku wax privé mooy rentabilité munoo jëndee fukk di jaay ñaar dërëm. déedéet te fu mu nekk nii. Sénégalais sax dañ koy foowee léegi nga ne waaye nu mu demee mën a la waaye di jëndee fukk di jaay juróom. waaw fu mu nekk nii état bi loolu foofu la pousse école privée. parce que ñëpp xam nañ ne neexul ci xol nga naan ndaw doo jàng ndax fayuloo. même bu fekkee du état sax moo ko jël en charge. d'accord way juróom ñoo ko jël en charge. fin du mois jot. école yëpp dañ koy def. ñu ne donc booy inscrire dañuy wax ne kañ ngay mën a fay. wala ñu ne la dañuy imposer le 5. ñi nga xamante ne du ñu mën a fay le 5 dañuy wax ne man le 10 lay jot. d'accord ñu marqué loolu. waxtu bu jotee nag da ngay fay. tout à fait boo fayul
waaw ñu ne la demal uti loo fayee ba pare. parce que li ngay fay ci la ñuy fay professeur. absolument parce que état bu defee loolu tout ça veut dire que bu boobaa nag léegi dafay résultat bi conséquences yi ci qualité jàng bi lay dem directement. d'accord du dem feneen. waaw mais nag responsabilité bi nga xamante ne bii nag moo nekk ci ndodd responsable école privée yi. mooy ñun ñëpp xam ne ci association yi la ñu bokk. moo di. bu fekkee ne gis nañ loo xamante ne bi dafa nar a sooxe qualité enseignement bi ñu arrêté enseignement bi. d'accord noonu lañ jàngat boobu lañ ko mën a defee. très bien loolu mais du rek bëgg dàq xale yi parce que xale yi duñu ci dara. mais bu ñu continuer nii. du ñu fay professeur. dafay métti professeur boo fayul bu fa nekkee it xelam nekku fa wala du ñëw def li mu war a def donc dafay sooxe si qualité jàng. d'accord Pape Ousmane très rapidement. oui loolu la wax li mu wax loolu moo am c'est-à-dire. amul leneen lu ñu ci wax Nicolas da nga ma yoreel fay ma. te it boobu ba léegi ministre de l'enseignement supérieur wax ne. atte bor fay. nguuru Sénégal li mu war a def président Macky Sall la li laay war a suli. moom ak jëwriñam. mooy lépp lu ñu jël ci engagement nañ ko respecté. parce que lii nii baaxul. très bien njiit doo wax ba pare li nga wax doo ko jël. doo ko très bien Oustaz. ban jàngat nga am loolu ci ndaw réew mi ñiy wax ne jamono jii nii am na étudiants yoo xamante ne ñenn ñi sax amaanaka ñu ngi ci yoonu dàq leen. ndax état dafa amel yenn kuréel yi lu toll ak 16 milliards de francs CFA. waaw gannaaw bi ma waxee salaamaaleykum. waaleykum salaam. pour ñëw ci loolu direct rek. état bi dafa yenn yu bari yoo xam ne àttanu ko. te loolu bokk na ci. ak puissance bi ñuy wax ci état. waaw. defe naa li waroon a nekk priorité mooy ñu tabax yeneen université yu bokkul ak ñu leen di yóbbu ci ay université privée état li mu yor ci ay moyens am ko ci jumtukaay waruloon a dem bay yegg ci étudiants yu koy bett ba mu leen di yóbbu ci ay université privée man dama gis ne dañoo waroon a tabax université yoo xam ne ñoo ko moomal seen bopp ay bor bañ leen ci fekk. d'accord ndax 16 milliards luñ ci teg am université boo xam ne ñoo ko moomal seen bopp. ba tax na gannaaw dem nañ nag ba lu mel noonu gaar leen. nañu fay ñi nga xam ne ñoom lañ yoral. d'accord ndax yeneen bi lim jàngale mooy ontul ajira ajirahu qabla an yajifa araqahu ki ngeen liggéeyloo fay leen ko ñaqam balaa ñaqam di fen macha allah. loolu moom mooy li yeneen bi jàngale te loolu mooy li ñuy wax tamit. très bien man loolu dafa bokk ci li tax ma faa ko ma bëgg ko lool moom du wax phrase bu ma te du ko ci dugal. après tekki ko jox la nga dem ak moom Moussa Gueye la ñuy àndal léegi nii ci prévention sécurité c'est tout de suite. Moussa ñu dem ci transport d'élèves une activité pas ordinaire. waaw du activité bu ordinaire. parce que lu tax du nekk lu ordinaire. parce que usagers yi ngay yóbbu du ñu ay usagers yu ordinaire xam nga yow tey boo duggee ci oto muy transport public muy taxi xam nga ni usager nga da ngay toog ñu yóbbu la nga dem parce que mag nga. mais xale fu mu dem rek da koy transformer ci benn environnement boppam boo xamante ne bokkul ak yeneen environnement yi. du coup donc ñoom bu ñu duggee ci oto rawatina nag ñu dugg seeg seeni morom. comportement bi ñu am du doon comportement bu ordinaire moo tax ñu ne un transport pas ordinaire léegi nag li war mooy ñuy spécialiser ay professionnels pour loolu noonu parce que Nicolas la wax naa ko chaque fois nee naa le seul fait d'avoir le permis de conduire ne vous donne pas le droit de conduire la catégorie bi nga am tey jii mën nga am permis camion mais le fait que nga am permis camion boobu kese waru la jox droit nga ñëw rek commencer dawal camion war na am beneen formation spécifique boo xamante ne moom moo koy accompagner maanaam tey jii nii bu dee camion nga yor war a yeb ay xeer wala war nga yeb suuf nga war a yeb leneen war nañ la tàggat ci loolu nga yeb tey jii nii naka nga ko war a yebee boo ko yebee ban vitesse nga war a daw tey jii loolu noonu bu këppoo ban incidence lay am ci askan wi yooyu yëpp dañ la cee war a former d'accord mooy nekk tey jii nii booy transporter ay xale yaa ngi transporter ay nit yoo xamante ne bu ñu xësee ba dugg ñoom seen bëgg-bëgg la ñu xam xamuñu yow da nga mer xamuñu yow da nga leen war a yóbbu xamuñu yow da nga leen war a yuuxu déedéet ñoom li ñu xam mooy li nga xamante ne moom la ñu bëgg kon tey jii kay transporter xale yooyu noonu war nañ koo tàggat ci naka la ñuy nekk ak ay xale moo kii di jàngal xale yi ci classe bi ñoom ñoo war a yam formation parce que kii di jàngal xale yi tàggat nañu ko ci naka la war a comporter ak xale yi nan la war a def ba li mu bëgg xale yi xam ko d'accord te du yuuxu du dóor mais li mu leen bëgg jàngal dina leen ko jàngal. mais dina nekk nit bu patient. mais justement loolu ci formation bi la war a nekk buy toléré. mais loolu yëpp ci formation bi la bokk. xam nga yow tey jii nii boo ànd ak nga baal ma Fallou ak Penda tey jii nii bokkut ak nga ànd ak maag Pa Ousmane bien que dañuy perturbé boo ñëwee ci ginnaaw mais
boo ñu waxee dinañ dégg. man ñemee ma sax ànd ak ñoom ñaar rek sax dama ko sax ñemee. saa yi ma ko defee rek sama fit bi. waaw gis nga mooy wane ne que dafa am ba ci parents yi tey jii boo ñëwee ànd école dañ lay tàggat ba tàggat la tey booy yóbbu say doom ban comportement nga war a am ak nan nga war a wax ak ñoom. kon tey jii ki nga xam ne moom mooy transporter xale yi dafa war a nekk ku patient mais loolu ci formation am la. dafa war a nekk ku tolérant loolu ci formation am la mais aussi dafa war a nekk ku am tact. tact mooy lan mooy mën a wax ak nit ki ci niveau bi mu nekk. xam nga tey jii nii oustaz bu bëggee wax ak yow. Nicolas am na niveau bu mu war a wax ak yow. Saala mii bu bëggee wax ak yow am na niveau bu mu war a wax ak yow ku ci nekk rek booy wax ak moom am na niveau boo war a jël. d'accord tey booy wax ak ay xale. am na niveau boo war a jël war leen xamal ne leen fii la ñu war a jugee jëm fii mais ñu ñooy war a ànd mais nii la ñu war a àndee dem. mais su fekkente ne nag da nga bëgg ñëw rek jàppee leen comme ay passagers ordinaire ñëw rek yéeg yow commencé sa tâche de conduite. problème day am fenêtre mën na ibbeeku xale génn boppam man jiit la naa ak benn bus benn école bu mag. xale bi genn wàllu yaram bi yëpp génn na il a fallu que ma jël ay risques dépasser bus bi de façon inadéquate freiner ci kanamam pour mu mën a taxaw pour mu mën ko xamal ne ko xale bi depuis 5 minutes genn wàllu yaramam yëpp mi ngi ci biti. d'accord ndekete xale bi genn wàllu yaram bi li mu nekk ci biti yëpp benn tànk bi dafa coincé maanaam bu tànk bi décoincé woon si siège bi rek moom day génn oto bi. le conducteur ne s'en est même pas rendu compte loolu lu muy posé mooy problématique gu oto yu adéquat pour le transport d'enfants loolu tam c'est très important. xam nga suñu dëgg dafa am yoo xam ne tey jii boo koy wax dañ koy jàppe ay mbirum tubaab. mais ñun on est à l'ère des tubaab. parce que li ñuy def seen dëkk yi ñoom li ñuy def ci dëkk tubaab yi. ñu ngi koy def léegi c'est ça. ñu ngi koy def léegi donc boo jugee ci formation usage conducteurs yi da ngay ñëw ci oto yi. il faut des véhicules vraiment adaptés pour le transport des enfants. d'accord parce que dañu nekk benn segment d'usage boo xam ne yamuñu ak ñun. tey jii boo jëlee bus bi nga xam ne mooy transporter Nicolas ak Passeman. waaw tolloo ñu gabarit donc xale bi su toogee du mën a takk ceinture bi nga xamante ne yow moom ngay takk wala kii moom lay takk. problème d'adaptation dafay am foofu. kon il faut que ñuy adapter aussi suñuy oto pour ce segment de transport. parce que transport d'élèves yi yóbbu est-ce que car yooyu waruñu leen def comme car pénitentiaire comme bu ñuy defee mooy grillage yooyu di nekk ci ginnaaw ci gris yi pour xale yi bañ a génne seen bopp wala. mais justement yow dafa mel ni da nga sàq mi sama lañ ci parce que la loi qui organise les transports. dafa def le transport d'enfants comme un transport spécifique au même titre que le transport de matières dangereuses tey jii soo interroger les textes de loi yi nga xam ne moom la ministère des transports teg fi ñu teg transport de matières dangereuses foofu lañu teg transport d'enfants mu lay wan ne la kon transport bu spécifique la comme ni ñuy transporter les détenus dafa leen grillage ba pare bu ñu duggee toog ni ñu leen di ceinturer bokkul ak ni ñuy ceinturer ku dugg ci bus de tourisme mu lay wan ne transport bu spécifique la kon adaptation oto bi mi ngi ñëw loolu dañ ciy interpeller xëy na ñi nga xamante ne ñu ngi koy utiliser pour mu bañ a nekk rek benn accessoire très bien mu nekk loo xamante ne lu catégorique la léegi bu ñu jugee ci loolu du ñëpp ñoom ñooy utiliser bus de transport scolaire am na parents yoo xam ne ils préfèrent ñu jël les attaches d'un taxi mais loolu am na ay normes sécuritaires yoo xam ne ñoom ñoo ko war a accompagner tey jii boo waree jël taxi pour mu yóbbu sa doom am na ñoo xam dañ koy def durant toute l'année scolaire benn taximan moom mooy ñëw chaque matin yóbbu xale yi bu ñu wàccee moom mooy jëli ji xale yi tout à fait mais Nicolas léegi jamono ji toll na foo xamante ne le contexte sécuritaire dafay imposer yenn comportement yi dès l'instant nga war a jël les attaches d'un taximan dafa war a am un contrat de bail boo xamante ne moom mooy dox entre yow ak taximan bi un contrat bien libellé boo xamante ne da ngeen koy contresigner à l'inspection du travail mais aussi ngeen légaliser ko à la police et à la gendarmerie pour ñu xam ne lii moom mooy waaw ñu ngi ñuy suivre sax à l'instant donc depuis loolu donc ñu xam ne lii mooy nature contrat bi war nañ jël xale yi à telle heure ci kër gi heure bi war na leen fekk ci école bi à la descente heure bi war na fekk taximan bi leen xaar heure bi war na leen fekk ci kër gi parce que calculer nañ trajet école maison bu loolu weesoo taximan bi nga xamante ne moom mooy transporter say xale war nga am casier judiciaire am xam son vécu d'accord mais aussi war nga def la traçabilité de la licence du taxi parce que boo demee au niveau du commissariat central mën nga def vérification licence bi mën nga am adresse fixe d'accord loolu yëpp dafay nekk loo xamante ne dafay sécuriser le transport des enfants parce que say doom ngay jël di ko dénk koo xamante ne xëy na xamuloo ko liggéey moo leen boole donc mu nekk loo xamante ne parents yi war nañ cee tax jërëjëf Moustapha Guèye ci chronique bu am solo bi sécurité et prévention mu doon waxtaanee transport d'élèves une activité pas ordinaire ci noonu nag nañu ànd ak oustaz Makhtar Sarr muy animateur religieux di liggéey bu am solo ci paysage médiatique bi moo xam ci internet bi wala ci DTV ndax ñu bëri gën nañ ko ràññee ci li nga xamante ne mooy axiru zaman waaye tey gis nañ ko liggéey bi nga xamante ne ñëw na dolli si ko ci biir DTV ñu war a waxtaanee nag ay message privé yoo xamante ne soxna Zeyna Fall daan na ko jëflante moo xam mbokk xarit soppe mais koo xamante ne jege woon na ko ñu ko doon wax muy waxu biir waaye nag diggante démb ak tey
liñ ci seetlu nag neexul ñu bëri. muy dañ koo fësal dugal ci YouTube bi. dugal ko ci réseaux sociaux yi. ñuy dégg soxna si di wax. ne sonn naa feebar naa maa ngi màkk même bu ma jógee màkkatal mu këram sax dañ ma war a entrer hôpital. donc loolu tey moom moo tax nga ñëw. waaw jërëjëf Nicolas ñu sant la baax gërëm la. xam naa tey du ma wax Kader. ñu sant tamit Pa Ousmane. nga xam ne moom it dañ koy jàll Zeynam ndax soppeem la woon. macha allah waaye Sala Bigué. rawatina waa plateau bi yëpp. ñu jàll leen ko. li nga wax nag dañ ciy jubal direct. Zeynab ku ko xamoon xam ne nitu sutura la. Zeynab mosul diis kenn soxla. dafa yoroon daara dama bëgg a doole foofu rek pour ñu xam mooy kan. d'accord bien sûr. dafa yoroon daara. mu métti lool ci moom. ay nit di jël seen doom di ko ko jox. waaye ci suturaam. ku doomam fayul du la dàq. day woy di la téye ci daara ji jël la en charge. ci suturaam dañ ko daan proposer pour mu seeti ñenn ñi wala ñu bind lettre ñenn ñi ci turam. pour ñu dimbale ko ci daara ji mu làng. lu ci mos a am ñun ñooy dem ba forcer ko. bu may wax nun en tant que ku bokk ci kuréel boo xam ne ay soppeem. ñoom ñoo ci nekk. waaye du ko mos a nangu. am na ci sax ñenn dañ daan dem ba xaw ko cee mere. ndax li ñuy bëgg mooy mu joxe accord am. pour ñu dem seeti ay kilifa pour ñu jàppale ko ci daara ji ndax charge yi diis na. waaye du ko mos a nangu ñun ñooy dem ba njatt ko rek mu soog di ko nangu. ku mel noonu ci sutura soosu noonu lee moom la dundee ba feebaram ñu bari yëguñ ko. ñu bari dañoo toog rek yëg ne Zeynab faatu na ñu naan lu ko daloon ak ndax dafa feebaroo. dëgg la bu ma téeméer wooyee juróom-ñeent fukki ak lu topp yëpp loolu lañ may laaj. ndax dafa feebaroo. te tëdd na feebar ab diir bi mu jógee Màkka ba léegi delluwul këram. Màkka la jógee direct dem hôpital après mu nekk ci kër waaye delluwaatul këram bi muy delluwaat fa mu dëkk mooy fa la ñu ko tëral tey. ku mel noonu nag ci sutura ak personnalité bi nga xam ne moom la doon incarné te mu nekkoon ci moom. dégagé ak dignité bi nekkoon ci moom. sutura si nekkoon ci moom. yéen ñiy liggéey ci kër gi yëpp seede yi benn la. mooy Zeynab da daan dimbale ni te kenn du yëg. te yàlla rek tax. yàlla rek tax. day dajeeg yow bokkala loo xam ne bu la koy jox dafa lay lem ba mu sew. wala mu def ko ci enveloppe bàyyi ko ci visile bi ci suuf. bu diw ñëwee joxal ma ko daal di dem ñibbi. Duudu waaw Duudu nekkoon confident. loolu yëpp ci sutura. ku mel noonu nag bu faatoo ñu toog rek gis ay message WhatsApp yu muy yónnee fereeram message boobu ñu tasaare muy wax feebaram fereeram la ko yónnee seen caatu kër. la yónnee message bi di ko wax feebaram ak di ko wax mi ngi Madinatul Munawara soxna ba ziyaara ji yeneen bi ak li mu ko wax yépp ak bu dellu see Sénégal ba wax ko feebaram lan moo ko ci dal. ndeysaan fu ñu toogee démb ak tey ñu gis ay chaîne YouTube. di yëkkati message yooyu di ko génnee. dafay lu ñaaw. ana nit ka sax ku nitee waxuma laa koo xam ne xam nga nit mais ak nite ndax maye na. ma yónnee Pa Ousmane message privé. mu pare di ko tasaare ci àdduna bi. te fereeram nee na xamul lu ko génnee tey rek ñu ngi koy wax ci seen kër. dëgg la nee na message bi xamul lu ko génnee. moom la ko yónnee mais xamul lu dafa jàpp sax dañoo piraté. xëy na téléphone pour mën ko génnee. tout à fait. waaye moom xalaatul yëkkati message boobu di ko yónnee kenn. mais à quel but. lan lañ ci jublu. waaw utum dërëm. comment. utum dërëm. ki ko dem ndax message bi fi mu toll nii ki ko mujjee scène bi ko mujjee reprendre. parce que mi ngi toll ci 30 000 vies. man démb bi ma ko yëgee ci guddi gi li ma ci jot a def comme jéego. waaw mooy Dakar Buzz nañ leen tudd. bien sûr ñoom ñoo njëkk a dugal audio bi. bi loolu amee ma lijjanti. ba am seen numéro woo leen. bi ma leen wooyee jot leen présenté wax leen Oustaz Makhtar Sarr bu Seneweb Axiru Zaman. su ma waxee turo la ñuy gën a xam. xëy la ma ne ko ne dafa am lu ñu gis loo xam ne mbokki Zeynab yëpp ñu ngi koy ñaawlu ak i soppeem. ndax rafetul message privé bu mu yónnee nit. ngeen koy jël di ko dugal ci chaîne YouTube. ñu doon demandé rek ngeen dimbale ñu. dindi ko dëgg la mu acceptel ma ko. matul 3 minutes ma gis ne dindi na message am. mais beneen scène bu ko reprendre ñu profitoo ci antenne bi wax ne nañ ko dindi. muy seen télé. ci YouTube bi ñoom laa gisaat muy benn scène boo xam ne mu ngi ko dugal ba tey. ak bépp scène nag bu dugal waxu Zeynab boo xam ne nii privé la ko wax. lu mu yónnee Pa Ousmane yónnee ko Nicolas yónnee ko Sala Bigué yoonu kenn nekku ci yoonu Makhtar Sarr nekku ci.
xam na numéro Makhtar Sarr bu doon ne daf ko waxee ci télé du problème wala mu waxee ko ci rajo du problème ndax mën nañ ko jël bu boobaa tasaare ko ndax fi mu ko waxee pour ñëpp la tout à fait waaye ku yónnee fereeram message di ko wax jàngoroom nga jël ko après ginnaaw bi mu faatoo naan mooy dernier message vocal waxul lu am du dernier message vocal lu Zeynab yónnee na ay yeneen message vocal ay nit wax naa ak ñeneen tout à fait ku nekk Madinatul Munawwara yónnee message ñibbi waat Sénégal def fi weer ak lu topp soog di génn àdduna loolu du dernier message vocal am man Zeynab jeudi lañ mujjee wax téléphone maak moom kon kooku du boobu mooy ku nekk Madinatul Munawwara loolu mënul nekk dernier message vocal am jeudi lañ mujjee wax téléphone maak moom jokkoo téléphone ñu waxtaan ñu bëri ñu wax ko maak moom kon daal ñuy profité ci émission bi di sàkku képp ku dugal benn waxtaanu Zeynab bu fekkee lu ñu reprendre rek pour gagner ci xaalis la du jeex Zeynab nit ñi sopp nañ ko bëgg nañ ko audio mi du jeex nañ gëstu ji ay audio am jël ko monté ko dugal ko nañ jël ay kër gi DTV protéger wuñu benn image bu kër gi image yi dañ ko mayee gratuite ku jël sa émission bi reprendre ko mën na gagner xaalis tout à fait te ñoo ngi koy def sax te ñoo ngi koy def ñoo ngi koy def ci ñun ñoo ngi koy def ci yow ci ndeykaane ñoo ngi koy def ci Ils font le buzz ñoo ngi koy def daal loolu dafa doy sëkk nag dafa doy sëkk loolu ñu leen may doy na sëkk mënuñoo weesu loolu image u Zeynab bi mi ngi fi ndénkaane bépp bu mos a def protéger wuñ ci benn maye nañ ko gratuite ku bëgg xaalis reprendre ko seen YouTube yu bari ñu ngi ko reprendre laajuñ ci benn dërëm luñ ci gagné nañ ko jël mais nag nit nag du fuqalee waaye loolu tamit ñoo ngi ñu ciy lor tamit de loolu tamit war nañ cee wax tamit war nañ cee jug tamit waaw ah nañu bàyyi loolu nag dafa yomb torop ah barki Demba Ndiaye bi fi juge dem toogee rek waxtaan bi neex na rek nga gis gars yi këtt rek daal di koy dugal loolu tamit nekk na loo xamante ne jéggi na dayo en tout cas ñu ngi koy ñaawlu comme ñu koy ñaawluwee parce que nekkul yëfu ku nite parce que nit moom defe naa ne nekk ko yomb na waaye nite bi nag moom moo jafe ndax moom la Alaaji Sall bii gi di wax chaque jour ana naka la ñuy def ba fexe ba doomu aadama yi nite donc ñu ngi la koy jaalewaat encore une fois mu nekkoon sa complice nekkoon koo xamante ne macha allah liggéey bi daal rafet na sénégalais yëpp seen xol tooy na da ngay gis ay nit dañ may woo ba bitim réew ñoo xamante ne man xamuma leen ba ci message WhatsApp yi message li nga xamante ne mooy Facebook yi ba ci Twitter nit ñi dañ may yónnee ay message di ciy def ay témoignages yoo xamante ne ba barki démb rek maak Sala Bigué ba ñu nekk cimetière nit a ñuy wax naan sama doomam bu jigéen ca États-Unis musul gis soxna Zeynab lu dul ci télé bi ak li ngeen di liggéey loolu cofeel boobu la am ba muuru bañ ko waxee nag nekk ne soxna si faatu na xale baa ngi toj États-Unis donc yooyu noonu yëpp mu nekk yoo ki ma mujjee woo léegi nii laata mooy dugg ci plateau bi nee na bi ma invité Zeynab siiwal boobu ñu ngi siiwal émission Axiru Zaman bi fa la njëkk a tàmbali dëgg la dafa ñëw mu génn ko rek mu génn mu kottu ko ne ko yow dama la bëgg dama la sopp Zeynab kaf ak moom ne ko ku ma sopp dafa war a muuru nag mu ne ko incha allah danaa muuru xale bu jigéen bi tey nee na mi ngi muuru bëggoon na gis Zeynab ba woon ko ne ko la nga waxoon yàlla barkel na ko ba maa ngi muuru te yàlla dogalu ko alhamdulilah ay junniy jigéen muuru nañ ngir yàlla ak barkeelu kàddu am na ñoo xam ne sax dégluwuñ mu wax mais comportement yiwam rek moo leen convaincre ba tax ñu muuru tout à fait c'est très important ci loolu nag tamit ñu jaalewaat groupe Excaf Télécom li nga xamante ne dal na sunu kaw ci famille Diagne muy seen bàjjen soxna Aminata mi nga xamante ne moo génn àddina sànq boobu ñu ngi ci ñetteelu fan bi foofu noonu ca Thiaroye foofu la ñu woowee DG Jupiter Diagne di ko xamal ne bàjjenam wàññeeku na xam naa ne du ñàkk jamono ji ñoom Sidi Diagne ñoom Iso PDG ñoom ñëpp ñu ngi foofu ñu ngi leen di jaale seen bàjjen boobu nga xamante ne moo génn àddina ñu koy ñaanal fa mu ne gënal ko foofu fa mu jóge Alaaji Sall ma bàyyi la rek nga def ci kàddu ci li nga xamante ne ñoo ngi ko doon wax léegi nii jëm ci soxna Zeynab ak message WhatsApp bi xam nga léegi nit ñi chasseur de prime léegi utum dërëm dafa jiital nit ñi ba nga xam ne xool ñu sax nan la ko war a amee kuy def fu la dërëm nga mus a mar dërëm boo xam poison lay doon ci yow Zeynab li mu def ci lu baax nit bu ma ko rafetee ñu bëgg a jël loolu pour lan maa ngi ko def discours bi comme ni ngeen koy waxee maa am buzz maa am pour lan réew mi léegi yu bon yi yu bon lañu mën quoi surtout ñu koy wax ci commencement bi métier journalisme dafa am ñu ci dugg ñoo xam ni amuñu éthique amuñu déontologie wallaay da nga ñaar yooyu mooy nit éthique ak déontologie parce que bàmmeelu biir boo ko amul yow mala buy dox bu dee lu ma Ousmane Makhtar Sarr wax man Sall bi su ma génnee tasaare ko ci mbedd mi même donte lu baax la te muy yem ci ma diggante day sama diggante ak moom surtout yow yaa ngi dugg ci loo xam ne sa yoon nekku ci man Adja Zeynab ñoo nekkoon màgg gisante nañu mais la mu waxante c'est pas la peine ma di ko toog déedéet soxla moom
mais yow gisoo ko déggoo ko lu dul audio boo xam ne mbokkam la ko yónnee mu doon loo xam ne boo dee nit li ma naan niteem mooy garabam. nit du garabam. niteem mooy garabam. nit ñi nag léegi dañoo niteetul. xamatuñu lu ñu war a def ak lu ñu war a def. léegi daal lépp fësal bi rek dërëm daal lépp daal. nuñ ko amee baax baax. man nag dërëm bi boo ko amee ak la nga téye ko am na dërëm boo xam boo ko téye ndax loolu suba. sa loxo. wallaahi boo dee dërëm bi war naa ko lekk. très bien foofu la nit toll. jërëjëf moo tax niteem googu nag bu ci amul. te fi may daan joxaale ko muy habit du jour. mooy sànq li ñuy wax rek ci affaire violence yi am léegi. waaw gis nga nañu delluwaat ci suuf éducation de base nañ yaraat njaboot gi léegi xale yi ñoo jur ay xale yu am ay xale la. kon entre xale la. waaw xale bu jur xale la rek. sa papa daan na wax jigéen gone gi gudd la. lu xul jooyloo doom jaralu ko xuloo. ndeysaan. xam nga te sam papa daf naan jigéen bu juddoo sàcc la. jigéen bu juddoo rek sàcc la. sàcc la buñ ko mayee jëkk tëj nañ ko kaso. tëm bu ma doom mooy màgg doon avocat am layoo. d'accord war mag ñi ne layoo bu jeeg bu doom yi màggee attelin. très bien kuy góor war ngaa góor jur lu gën sa borom kër. jigéen ñi foofu la ñu war a delloo si waat yar njaboot gi te góor ñi tamit encore responsabilité bi ñu dafa bëri noonu tàggat xale yi delloo leen ci daara yi xam ni daara rek mooy dëgg c'est important tàggat leen ndagum ñu dem daara mbaa ñu dem catéchisme c'est important loolu mooy li nga xamante ne war nañ ci tàggat xale yi yow moom yaa ngi sàcc ba tey yàlla nañ la tëj kaso tëj boo xamante ne doo ko fa génn abadan daa yi man tëj ay 50 ans xam nga ay perpétué yóbbu la ca fa ësal yow moom yàlla nañ la tëj bu gaaw waaw balaa 2018 bii di jeex bëgg naa ñu tëj la sàcc bi nga doon amin waay sàcc très bien monsieur Abdoul Abbas Diouf, doctorant en intelligence économique, MBA en marketing et communication, fondateur de l'Université des métiers du développement. En tout cas, merci beaucoup ci xam-xam bi, ci dal bi, ci tey bi, mais aussi ci cohérence bi nga xamantene mom nga ñu yëkkatil fi légui ni ñu bàyyi la nga def un message à l'endroit des Sénégalais qui nous regardent. waaw ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ci teewaay bi fii tey parce que may nañu ñu mën a wax ak sénégalais yi. parce que ñun dañu mës a gëm ne liggéey balaa nga koy mën a fësal nga def ba am ay résultats ba pare. nga door a mën a sëfal nga door a mën a fësal li nga doon def. bu boobaa nag léegi ku ci war a mën a jàpp rek dinañ ci war a mën a jàpp waaye dala ciy fekk. dala ciy fekk. d'accord te loolu nag léegi ñu ciy gërëm suñuy wéyjur d'abord. ñi nga xam ne ñoom ñoo ñu teg ci loolu. très bien di gërëm suñu yaay bu baax a baax ci loolu. merci ak suñu équipe bi nga xamante ni moo ñu àndal di jàppale. Orientis Group xale ay ndaw yoo xamante ni bi ñoo ñuy dimbali di ñu jàppale ñu leen di encadré ci wàllu boobu. très bien jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax Mampa allez bonsoir à demain inchallah c'est toujours dans toi-même tu sais le rendez-vous incontournable merci Modou Mbacké Niang ci xibaaru mbarax yi Mampa. L'actualité sportive revient sur la DTV.